BBGG mooy premier projet bi ma génnee teg ko ci marché bi. pour nit ñi ñu consommer ko moo tax xaar bi yàgg bee waral sama label Leadercom Production. ñu jël CD bi maye ko free download def ci ay millions ba noppi maye ko gratuitement. mais balaa ñoo ñëw ci BBGG Rifu ndax mën nga fàttali nga sa première scène bi nga njëkk joué yow. fàtte naa ko nag parce que man sama xarit yi ma jege sax xam nañu sama bopp baaxul mais j'ai des amis yoo xam ne bu ñu toogoon fii. dinañ la premier scène Rifu kañ la parce que man ni may gisee nii souvent damay yegg ci scène sax plané samay voilà quoi loolu dafa ma yomb fàtte. mais lu tax rappeur bi lu tax nga nekk rappeur lu tax nga ñëw dugg ci hip hop bi. waaw maa ngi bëggee rap si par le biais d'un des mën naa ne le king du hip hop Galsen muy Daddy Bibson. donc Bibson moo tax man ma bëgg rap au début damaa doon déglu. ba tasante ak Bibson. après ma commencé consommer hip hop ndax Bibson ma bëgg ko si lyrics am bëgg ko si flow am bëgg ko si technique am bëgg ko si dëggoom bëgg ko si léppam. ci Bibson laa commencé déglu si moom laa jàngee lu bëri alors que mosuñu toog mu jàngal ma dara mais say son laa jàngee lu bëri. ok moom moo dugal amour bi ma am si hip hop quoi mais xamoon naa ne dinaa defi musique parce que dama judd fekk sama yaay di déglu musique. sama yaay moom gisuma ko gën a bëgg musique. donc damay dem sama gaal may répété sama yaay dafay génn toog ak man waxtaan di ma assister bay 4 heures du matin 5 heures mu soog a tëdd nelaw. donc comme mënoo ci woon rëcc. déedéet. dañuy ñëw ci BBGG. balaa benn gis-gis. beneen gis-gis. objectifu projet boobu lan la. bon projet bi ak lu tax choix bi. waaw projet bi dama nekk si benn label de production bu tudd Leadercom Pro. waaw Leadercom le boss il s'appelle Cheikh Tidiane Ndiaye lii de maa ngi koy saluer de passage ak jabaram Free. donc Free Déco. donc Cheikh Tidiane Ndiaye dañu commencé liggéey man ak moom 1 an maximum. bi ma fa duggee matul 1 mois ou 2 mois sax mu commencé recevoir ay cas yu koy wax Rifu du yàgg fenn. da ko Rifu dugg na fii génn dugg fii génn. Cheikh na leen non bon bu dee Rifu du yàgg fenn aussi man dinaa si xam dara. maag Cheikh liggéey nañu. mosuñu am problème. si respect si déggu si nekk si jàmm si li ma sant ma def ko li ma ko sant mu def ko ñu liggéey teg ko si axe. ko yàlla def Cheikh liggéey naa ko man 1 an gis ne mais Rifu problème bi gars yi di wax si moom man gisuma ko. parce que Cheikh gisul si man benn problème. donc mu ne non attends dañuy génne comme sa projet musul génne si benn label. dañuy wan gars yi que ne lii de réussir na génne projet Rifu bi gars yi naan Rifu du génnee projet si label. parce que dafa naqari dëkkal wala dafa naqari deret wala fu mu dugg génne fa ñu génnee BBGG aussi pour ndàmpaay waale public. bi yàgg a toog di xaar projet wu Rifu moo tax ñu dépensé si xaalis bu dul jeex aussi may le projet gratuit pour public bi mën ko télécharger gratuitement pour ndàmpaay after liggéey un hour of vision génne ko si studio bi joxe ko. balaa may ñëw ci wala bàyyi ma ñëw foofu sax garaawul quoi maanaam li ngay rap en wolof faiblesse ou force à travers tes textes. force la parce que man maa ngi déglu Davido muy wéy si làkkam. pare gu ma de. mooy sama question rek nga dagg ma quoi. may ma ñëw. faiblesse ou force. donc ma bëgg a parce que lu tax ma laaj la loolu. durant des années man gis naa ne gisuñu Rifu ci scène bi lu bëri man dama doon dem ay concert damay déglu ay émissions yu bëri mais du ma dégg Rifu quoi. mais loolu lan la tamit. oh mais du ma ndaanaan nag en toute modestie. du ma ndaanaan. mais dama am chance dama am malchance dëkk bu bëggul ndaanaan. non attends Rifu boobu dama lay dagg en fait. doon ndaanaan ci ñenn ñi. ñi la xamul. mais mën nga doon daanaan ci Paco parce que Paco xam na la. waaw mais waaw loolu dëgg la. mooy que su ma nee du ma ndaanaan si peut-être dëkk bi bëggul ndaanaan. ça veut dire que je parle pas à 100% que gars yi xam nañ ne Rifu du ndaanaan parce que tey ñi xam nañu. Sénégal c'est un pays c'est un grand pays consommateur de musique. ñun dañ koy consommer mais xamuñu ko en fait dañuy jékki-jékki comme booy feeñ fan yi dëkk yi. tendance quoi. waaw bëgg rek wala bañ toj sa mbaar yi mu naan xaw ma est-ce que yaa ngi may comprendre. dafay génn leen after marre gaa topp si. bëgg rek wala bañ toj sa mbaar yi xam nga daf nii gain. waaw donc fii tendance la dafay génn bon after le public il suit quoi. en fait loolu la mais bu dee tey
professionnellement talent bi wane technicité bind créativité bu artiste bi tollee si dimension boobu Sénégal en fait du man maa ko njëkk a dund xam nga si amee comme bu baax je peux citer 10 000 artistes yoo xam ne dañu mujj bàyyi tey musique parce que gars yi mënuñu leen déglu parce que ñoom li ñuy def si musique xajul fii mais malheureusement ñi nekk au devant de la scène mooy ñi gars yi wane ñi ñu wane mooy le malheur tey ñu bëri si gars yi ma lay wax ndaanaan yi dañoo mujj dem toog dem liggéeyi wala bàyyi wala voyager wala tukki wala gérer seen famille bàyyi rek parce que li ñu def réussir ñu pour public bu déglu ko contrairement ak man d'abord li may def man dafa ma neex ba dépassé man damay déglu sama bopp di jooy di kontaan kon kenn du tax nga ba dafa mënul ne maa ngi fàttaliku première scène ou deuxième ou troisième scène sama carrière bi may joué public bi dama yéeg public bi di ñibbi bon kenn xamagul def le public bi di ñibbi public bi di ñibbi ma yéeg DJ bi ne ma nii jox ma micro na ma yéegal balaa gars yi ñibbi ma ne ko déedéet ma taxaw mu ne ma nga yéeg balaa gars yi ñibbi ma ne ko non damay xaar ba gars yi dem bo booy laa booy laa mu ne ma nga ne ko damay xaar ba public bi ñibbi mu ne pour la ma ne ko parce que joué lu ma leen sama bopp laa joué la. ok ma ne ko bu gars yi demee ba noppi ma joué. loolu mën naa la wax ñi tegoon concert bi ñoom Job sa brand mi nekk ak Chérifou tey Chérifou Job. mais Chérifou boobu bokkul boobu groupe bi mu ngi tuddoon beneen squad. ok amoo 6 si terrain amoo 6 bi. ma ne maa ngi ànd sama benn cousin bu tudd Touma. Touma Marega maa ngi koy saluer de passage ma ne DJ bi damay bàyyi ba gars yi ñibbi ma joué. mais boo yow bu gaa yi ñibbee koy jël man ma ne ko waa yow ak ñaar taalibe yi ak man sama boobu boobu benn son la ñaari son la ci li ngay wax noonu damay ñëwaat ba léegi balaa may woo benn artiste bu jógee ba Tamba ndax hip hop sans visa dafa nekk plateau boo xam ne bii léeg-léeg dafay baax comme li nga wax léegi rek ndaanaan am na ay boyu ndaanaan yu nekk ci town bi te dafay baax ñu leen di may visibilité balaa ma ñëw ci moom dafa am benn interview bu ma seetaan ci yow boo def ak Pape Sidi Fall le passage du ko bëggee bu wér sur iRadio ma dégg nga ne ñi téye hip hop Galsen bugguñu artiste bu am talent kan non ne pas man bëgguma di susciter tour parce que xam nga pour lan parce que wala ñan quoi waaw bon philosophiquement dama ne bu ma tuddee tour ñoom il faut ne dañu en fait dañu peser lourd si man sama carrière dañ ma tere def li ma bëgg a def damay xaw a ruus di tudd tur diw c'est comme si dañ ma tere def li ma bëgg a def si musique te li ma bëgg a def nit mënu ma ko tere moo tax mënuñu ma téye mais dafa ma laaj question pour lan gisatuñ la si scène yi ma ne ko parce que ñi organiser scène yi du ñu invité rifu mais man si concert laa dëkk Paco barki Cheikh Ibrahim Paco damay tëju di concert bu suba teel Paco damay bég bu may gisoo yow da ngaa sonn pour inviter ma sax bëgguma télé bëgguma rajo Paco. waaw loolu dëgg la parce que je me fais plaisir moi-même xam nga foofu en fait foofu comme nu mu koy waxee foofu la ma musique bi toll. ok parce que su ma attardé woon si Instagram yi dul partager sama son. wala si rajo yi dul teg sama son. wala télé yi dul teg sama vidéo kon damay bàyyi musique. derrière moi tu as vu ñi ma indaale ay jigéen ay góor. waaw staff dañuy déglu rifu donc su ma bàyyee ñoom lan laa leen di wax. te wallahi azim ñoom bu ñu xëyoon bàyyi si laay gën a période di musique. parce que en fait man dama bëgg musique parce que dama judd fekk sama yaay di ko déglu. di ko déglu suba di ko déglu ngoon di ko déglu musique moom si boppam mu ne damaa doon ñaan yàlla am doomu artiste. te man dama musique ba sama yaay ne ma kontaan naa si yow li ngay def mën nga ko. comment est-ce que yaa may comprendre. maa ngi lay comprendre dimension bi may waxee. li nga ne téye bi moo ma ci jaaxal quoi man le fait que nga ne ñi téye hip hop Galsen. non mais day am parce que aussi à quoi qu'on puisse dire il y a 1 2 3 ou 4 têtes yoo xam ne peut-être ñoom business bi si ñoom la nekk. parce que man bëggoon naa fi voyager dem Paris jouer ji concert. mais dañ maa wax ne ma ñëwal jubóo ak kii pour nga mën a voyager parce que boo jubóowul ak ñii doo dem. non c'est vrai waxtaan bi narul neex tey quoi parce que rythme tamit xam nga. non attends parce que aussi pour lan ñu naan ma ñëwal jubóo kii. waaw léegi ñaan non mais Paco ban du wax tur mais jox mu naa fenn Paco gis nga ñi ma àndal nii xam nañ ko j'ai mes amis yoo xam ne boo leen joxoon micro tey ñu wax la si man loo xam ne danga naan c'est pas vrai. Paco li ma dund si carrière ba toll fii si musique boo ko yaboon mbaam du dox day wàcc
boo ko yeboon mbaam du dox day wàcc damitu loolu lañ yenn rappeur mu bàyyi musique mu bàyyi mu off man du ma off parce que sentiruma lu ma nit yenn xam nga si amee comprendre bu baax léegi lu mën a am tentation clash boycott man dund naa boycott ça fait des années maintenant gars yi dañuy boycotté niggas mais j'ai un problème à marché dugg Sandaga génn wala dugg Pikine wala dugg Thiaroye ku ma romb rifu ngi ne rifu j'ai un problème pour marcher dox si nicement si mbedd bi te pourtant musuma génne projet mais fu ma romb ñu ne ma rifu depuis des années donc parce que li may def xaaruma si page Instagram bu ko partagé page Facebook bu ko partagé DJ bu ko teg wala fans bu ko sinap wala bu ko sinabul j'en suis sûr et certain que comme li may wax rek ñun li ñuy def ak public ak booy ak rappeurs yi li ñuy def kenn mënuñu àtte ku dul tubaab kenn mënuñu tax kenn mënuñu àtte lu dul tubaab det bu weex képp ñu mën a àtte gars yi nii mu leer nañ det bu weex mën a ñëw jël li baax ne lii moo baax Sénégal bu leen nelaw ñii ñoo baax lii bon lii moo bon donc bu dul kooku gars yi da ngay gis ñu def ay ngandi dofi son di am ay 5000 vues 10 000 vues 4000 vues 3000 vues nga dégg ay tàcc mbaari mun a dugg ay ay sañse xoolal ay affaire yu nga baal ma mais mais aussi du ñu comprendre le fait que le son il sort le lundi on consomme ça le mardi le mercredi le jeudi et à la poubelle le vendredi xam nga est-ce que tu comprends est-ce que jusqu'à présent aussi les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement dans la musique bu may toog souvent ñu naan Sénégal léegi bokkatul ci top 100 yi wala top 200 yi àdduna damay am lu mu métti xam nga pour lan parce que xam naa de très bons artistes yu nekk Sénégal yu kenn wanewul non da nga naan yu kenn waneegul non yu ñu wanewul parce que yu bees yi wane guñu leen mais ñi ma gënoon aay ñi leen gënoon ay at dañu bàyyi musique dañoo mujj bàyyi parce que dañoo am na Rifo am na ñu ma ci dégg ñoo xam ne ñu ngi préparé génne seen album de waaw am na ñu ma ci dégg nañu bu ñu paree son yi de bu ñu paree son yi bu ñu paree son yi bu ñu paree vidéo yi nañu pare psychologiquement nañu pare public bi ñu fiy fekk non da ngay pere yow da ngay pere Paco da ngay pere mooy doo pere pour attends-toi que li ngay génne d'abord yow la njëkk a neex néegi yow la neex da nga koy génnee Moussa déglu Paate déglu Samba déglu doon keer baaw garaawul nag gars yi ku déglu baax na ku déglu baax na man am naa fu lëgg doy na ku dégluwul ma déglu sama bopp ku ma invité wul ma toog sama kër souvent sax ñu invité ma toog wallahi azim dañ ma invité 50 concerts je bouge pas chez moi du ma bouger parce que xam naa ne yooyu téewu ma xam nga yàggul dara label jóge na ba dëkk bu màgg ci àdduna bi ñëw fii def ay affaire ak man delluwaat au moment où sama dëkk di ma xeexee fu ne ci monde boobu laa nekk man parce que damay def li ma def je balance ça sur le net je laisse les gens consommer kum neex kum naqari je fais ce que j'ai à faire ma lancer loolu ci internet bi after ma bàyyi son bi doxal boppam c'est mon enfant man maa ko jur te xam naa ne li ma jur góor la quoi du góor jigéen li ma jur góor la parce que ku déglu track bi di nga xam ne lii gaynde moo def sound bi gaynde moo génnee sound bi lii real shit la man commentaire yi sama YouTube sama Facebook yëpp doo si gis lu dul Rifou le Sénégal te mérite pas doo lire benn commentaire ñaar boo gisul booy bi ni Rifou le Sénégal te mérite pas Rifou le Sénégal te mérite pas Rifou le Sénégal te mérite pas non c'est pas Rifou le Sénégal te mérite pas il y a milliers de rappeurs milliers d'artistes avant Rifou que le Sénégal que le Sénégal n'a jamais connu teg ko foofu mu ñëw dañ si dellu si waat donc balaa dara di xew ñu comme li ma leen ko waxee Hip Hop Sans Visa plateau la boo xam ne bii dafay accueillir donc di may chance les jeunes talents am ñoo xam ne dama leen di découvrir chaque émission dama leen di indi may leen visibilité may leen chance macha allah am ci kenn koo xam ne mu ngi jóge ba Tambacounda Tamba sama dëkk la gaa Kër Massar la dëkk fii Dakar fii la nekk Kër Massar mais Tambacounda lay représenté donc il se nomme tout simplement Méréto. Si c'est bon ñu xooli ko Méréto bu fekkee pare nga. Yo, Sketchy Rose coming back again. All the way from the hood, nigga. By the name of Méréto.
time sama gox moom laay représenté fii ak fu ma jëm hip hop laay def rap pur laay teg moom lépp bi nga doon maay teg ba nga yëm dama yàgg def bër yow wax ko sit bu ne laay teg ma yow du benn ma teg dina dem fii yow kaay fii bile technique jug na si 18 dara def dip si lekk dina sax fii step by step ñuy gën a xam fii dem ci da sappay na ko nay fekk robatal sun zone dañ jël lu ñu moom indi fii yëpp fekk fu ñu nekk lañ jëm tey microphone saga nday ñuy xon wala yow loo foog dama def nga ne yow kenn du fi def da nga jum wala yow yaa tey li nga wax na ko waana fi daw gën a bew li nga teg moom kese mooy bëm ma la gën a bëri yow dugg rap sama maa na la sut yaa fils my pa may seen pro may seen héros wala boog tey day line ma seen ma toog cool bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na waar wala neex single fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yeso ma ne kii mooy mérito ma seen ma toog cool bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na waar wala neex single fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yeso ne ma kii mooy mérito 2012 laa tàmbali wax KM fii laa jàng si rap dama gëm sama bopp dama yegg si ba fii ñëpp jóg na ma woy dama bandi ci rap action bii laay teg ci sa kaw style bii mooy rendi sabar kenn du ma rey des kenn du ma def fas yàq dox ci sa kaw yes yes dama nga fi teew ba nga yàq sama der kay wax li fi xew ma yow du ñu benn ma teg dafa dis kaay def ko sama son du sama kii raw na leen kaay rob ci fii tega cubi dee kaay jël sa dose tega dox ci bi dee maag yow dina tar anda bii dina xar du ma baa dara set dama foog seen brand escape fis bul toog di ma xaar kaay get bi track tega def ko sa bopp wala bopp loo foog bii booy day dem di la yem fu ma jëm kaay def ko sa rob looy jaaji ko réew mën a wax bala dis espèce bi nga doon tey jii di nga gis kaay def ci sa te nga xam ne du foo rap rek laay jox break wala bopp forme seen ma toog cool fu ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na rap wala neex single fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yasone kaay may lu never kii mooy mérito forme seen ma toog cool bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na rap wala neex single fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yasone kaay may lu kii mooy mérito dëgg rob lu mu laaj dafa bëri fa nga sox mën a dem bëri fee mën a jéem yokk fit gën a boo dem haa doo wala boog di nga gis doo dem fii fee stop ngay def yow wut ku la puus fere doo mu ngi nii hip hop lay def rap sama métier du ma foo boobu nga stop man si ma xasee gëm yow doo ma si dindi mere doo sama dem doo ma fi bandi technique rap bi di doo ma si met di nga woo ma ci bit bi ma gën la ci bandi ni nga ne mii te del sa kaar fii du sa yoon du ñu bokk zone wala boog yoon lan nga foo son yi di band li ma yi di band hip hop dafa la te yoon fii nii du kee bii rap du bee fu ma jëm du low di nga dëgg bam ñaata at yaa ngi rap kay wax ma ko di nga jox ba léegi kay wan ma ko dafa ko fi bus zéro pol ma res soo bee nga mën yow wëndi ko kay xool te roy jël sil ba doy fii xel lu jeex tey foog mu boy oh doo comique fii mooy sëriñ takkal sa fit tey kenn du nooy jax sa la doon sa baay ma ne futti la nokk la doon sa waay mérito du sa maas yow wax ma seen ma toog góol bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na raw wala neex si nga léegi fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yesa yow dafa kii mooy mérito wax ma seen ma toog góol bul ma jéem a yëngal léegi bul ma jaay mën na raw wala neex si nga fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yesa yow dafa kii mooy mérito wax ma seen ma toog góol bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na raw wala neex si nga fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yesa yow dafa kii mooy mérito wax ma seen ma toog bul ma jéem a yëngal bul ma jaay mën na raw wala neex si nga fu ma toll maa ngi try ngir bi yaara yesa yow dafa kii mooy mérito kii mooy mérito Samba Kunda Meleson Tupen Pum sama site maa ngi nii 45 degré wala doole mérito sama site Samba Kunda original wala doole Kër Massar waa ngi di kër wala doole yes yo yeah yo papa my man be fool wala doole STJ wala doole ils sono mérito kaay taxaw mérito kaay mais méro man méro laa la mérito de méro laa méro mais ma bàyyi la nga nuyoo donc ma am lu ma la laaj rapidement. salaamaaleykum maa ngi nuyu gars yi fi nekk ñëpp di bëgg képp kuy seetaan wala fa ñu di xam nga ak i bopp sama visa ak sama grand Paco di kontaan trop di fekk fii sama ndaanaan boo xamante ne surprise la ndax xam naa quoi rek moom nga fii. ok di bëgg grand bi nga xamante ne yàgg naa la seet ci seer yi. amaana xamante ne bees mais macha allah kontaan si bu baax. di bëgg képp kuy seetaan wàllu bi daal di bëgg ñëpp. jëlal maa ngi ok. waaw donc mérito rapidement nga wax ñu à part Tamba bi nga dëkk ah donc kuy mérito ci lan la nekk ak ci lan la jëm.
mën naa ne Tamba la dëkk nekk fii Dakar Kër Massar di def musique depuis 2012 xam nga. depuis 2012. di prise te génnewuñu dara doon jàng ci gars yi comprendre nga 2017 la ñuy soo génnee sunu vidéo officielle 2018 ñu def noonu ba 2000 mën naa ne 18 xaw ma ci Firi Ngaaka Blindé bu nekkee ci ay tolof tolof. man maa defoon Firi Ngaaka boobu. vraiment. kii joué ci rôle bu mag a mag waaye kenn mosu ko xam parce que musuma taxaw benn scène wala ba am sens wax ko. pour la première fois mu joué ci lu rëy xam na bu baax jour bi clip bi génn mu ngi Tamba ci benn festival. ci lañ déggante mu joué ci lu rëy sound boobu génn mën naa ne moo tax ñëpp xam Mérito ci la Mérito gën a fës depuis loolu ndax génne nañ ay single ba ça fait 2 semaines bi ma génnee sama benn featuring Another Level di waajal sama projet après Tabaski. incha allah bu neexee yàlla. looy tàggatoo last word bi. waaw xanaa di kontaan am mbégte trop tey di taxaw fii xam nga jàpp ci affaire yi di gis talent yi di leen loqati parce que dem ba Tambacounda jëli Mérito yombut te dëkkuma sax biir Tamba 100 kilomètres de Tambacounda laa dëkk ci benn village bu ñuy naan Mérito fa laa juddoo fa laa yaroo. kon Mérito bi village la. Mérito village la ay néegu ñax tu vois fa lañ dëkk fa lañ juddoo. man moo nekk sa extrait. non Tamba pour ma ñëw Tamba damay daw 100 kilomètres pour agsi kon donc xam nga di bëggee waa Mérito bëggee Tambacounda sama capitale bëggee waa Kër Massar di la bëggee di bëggee Rifu trop am contentement di ko fekk parce que sama conseil la dañuy waxtaan ci suuf fu kenn yëgul quoi. di la bëgg bu baax a baax. donc merci beaucoup à toi Mérito. ok jaajëf ok donc il se nomme tout simplement Mérito bàyyee ko ba Tambacounda wax na lu naa si yow Rifu. waaw xam nga c'est très important di invité boo yu mel ni si plateau bi. parce que aussi di leen jox chance ñu mën a exprimer wu li ñuy yëg. di leen jox chance aussi àdduna mën leen xàmme. parce que aussi ñoom dëkkuñu Dakar. si àll bi la ñu dëkk comme man ni mu dëkkee si àll bi. waaw waa àll ba c'est très important. waa àll bi. waaw donc c'est très important gars yi dëkk si village yi ñu dëkk si àll bi comme ñun di am accès si scène yi si télé yi si rajo yi et tout. dafay baax si liggéey bi te ñoom it nekkuñ si ñoo xam ne ku leen déglu dina na cam. ay ndaanaan lañ ci business bi. donc moom it yàgg naa dégg turam comme li mu wax nii maa ngi mun nañu waxtaan si suuf lu kenn xamul. donc gaañ bu ma respecté la. parce que fierté weesuwul nga tudd sa turu village. loolu rek fierté la. donc moom Mérito bi mu tudd du turam Mérito dëkk bi moo tudd Mérito. mu jël turu. tur bi tuddee ko boppam. musugee ko. fierté weesuwul loolu. rafet na waaw fierté fa la dañ ko fay teg. Rifu balaa maa ñëw ci yeneen question yi il faut que nga jox ñu du Massata. son boobu jaaxal na ma dafa am ay son yoo xam ne yi dama ko déglu ci BBGG bi mu yéem ma lool mais balaa dara di xew balaa ñuy wax leneen. noo ñëwal ci du Massata ba pare. waaw du Massata nekk na son boo xam ne comme ni ngay déggee titre bi rek. mooy que du Massata mooy ki yalwaan Massata. lu waay am Massata quoi Massata Rifu du Massata. ok. soxlaa koy waxee. soxlaa ma Massata moo tax track bi tudd du Massata mooy que du ma saraxu du ma yalwaan soo ma dimbalee nag ma jël attention soo ñëwee jox parce que man ay fans dañ may dugalal xaalis ma jël dañ may may téléphone ma jël dañ may may dàll ma jël dañ may may yëre ma jël dañ may may xaalis ma jël donc ku ma may ma jël boo kontaanee si man li may def soo ma joxee ma jël parce que loolu man maa ko liggéey sama business nga ma fekk ma liggéey ba sa xol sedd nga yëkkati may ma mais si musique du ma Massata mën naa sekk ñëpp jàmm jox naa jàmm kii ma jox jàmm kii ma joxul jàmm ma bàyyi la ak sa xay mais doo am ma ñëw si yow ne la help ma ne ma moo tax mu tudd du Massata pare nga jox ko du Massata son bi tamit dama ko déglu faj na ma lool naa benn xaritu kii quoi maa ngi koy nuyu benn xaritu kooku noonu maa ngi lay nuyu quoi motherfucker ñu ngi seen kaw ku ko sumbu dina gis taw yàq business bi si seen trap ana doog ma joxe crack sama team moo koy polier sama tube du périmé nen ñi si marché bi indi cachet bi day national leen férié ñi raba good ñi raba good ñi raba good pole gen bi ni caxa good ñi raba good ñi raba good ñi raba good pole gen bi ni caxa good ne ko yàgg naa aj bari nekk bindikat lahu ak bari di ma kindikat ma di moxtaar yi li ma indikat ma di jëmikat ma la gën a xat ne ko fit naa tous les syndicats rabu law bay gune ren di paa ku fi ñoo di aar cu ne seeni paa keel king bi rek la syndicat nga foog na damay dox ma gàddu bàgg ji try
innovation maa ngi nii kaay bébé du góor yàlla bi mooy mama no cry no cry yeah mama no cry yeah de ko nax bu jooye ne ko hit du fi nooye kër ki nga ma oowe yan ci rap ne ko oh yeah bi may tàngal kem bi yaa ngi tàngal meew imbécile bi lan moo tax nga réew wiiri wiiri jaari ndaari di ko hendal biir réew ba ci bitim réew pam ñi raba kuñ ñi raba kuñ ñi raba kuñ xoolee kem bi di caaxal kuñ ñi raba kuñ ñi raba kuñ ñi raba kuñ xoolee kem bi di caaxal kuñ ne ko yàgg naa ak bari nekk bindkat lahu ak bari di ma gindikat man di moxtar yi li ma indikat man di jëmikat ma la gën a xaat ne ko sip naa tous les syndicats rabu law bee gune ren di paa ku fi ñoo di june seeni paa keel king bi rek la syndicat indi la solution bul fàtte sa bakkan du pollution zéro opposition man dong si rap bi ni corruption first édition may dugg sa garde sans munition dugg toj ban teg temps pom pom signé sa démission ku takk 18 dégg puy bon Pone game bi mel ne King Kong technique le chingong Saka ni kay rem si de chingong Mais ça passa, mais c'est quoi ça Capitaine B, take a brasa Tu viens à casa, ni Congo brasa If you tell man, kick the plaza Xame nga new shit Kill king, support the flag, I'm back Na yuxu ne oh shit No pile Bakuru génne si àll kon xam nga ne lépp jil Xel mu dal xel yu dal la ñu àndal projet bi ne sabar digg Badlands dañ de zone de Badlands ñi raba kuy ñi raba kuy ñi raba kuy mu ne gem bi di caxa kuy ñi raba kuy ñi raba kuy ñi raba kuy mu ne gem bi di caxa kuy ne ko yàgg na ak bari nekk bindkat lahu ak bari di ma kindikat man di moxtaar yi li ma indikat man di jëmikat ma la gën a xaat ne ko sip naa tous les syndicats rabu law be gune ren di paa ku fi ñoon di june seeni paa kër king bi rek la syndicat doo foog na damay dox ma gàddu baag bi di pride innovation maa ngi nii kaay bébé du góor yàlla bi mooy mama no cry no cry mama no cry no cry mama no cry you may ma du masata bi ñi rabaguñ nga indi woon mais léegi may ma du masata on enchaîne après ñu doog a ñëw ma laaj la ci ñaari son yooyu noonu du masata indi ko bismillah hay not a vision yàggu ko handle si ay beat di for the buzz ba tey hip hop bi wane na kàngam before the buzz joobu fukki attaque lu teg moo gis leer moo gis ker no distraire ku songu bëm bi gis ger yow mi ñoo di kawe kaay gis nga fi jugub yàgg nañ dégg defu na wéet moo tax mel leen ni dugub ak sa album bi day joxe lu moom du masata tit largue ay obi big up ko check it seen pomi du gat bu kenn du gat mënuma comp album junni son am benn tweet bien faire ma tuir perkep si xelu MC no promesse jolof shit na du time si ram dox ba gis lu jant fenke du ngente innové kembi lu bees ba ngente tarbiya xol yi noppi yi dox si waawam si alam si paawam di flyer na flyer si sa du trop tard si tàggal ma trop bar ma wàccee trop car si fekk ni trop tard no day off joxe shit yi comme day dof di bay xof another vision sweet bay wax jàngale rap jàngale hip jàngale hap di classique di gangster yi sas after knock si drop su meeku di graph well shit bu dégg du gaaf ñu nekk au top one shot nekkuluñ drop lu waay di woo di ne fa armel góor yi ne fa bu dee bandi dëgg nga jafe sañ si bopp bu nekk album bi dee jot sa nekk bokkal nañ fépp nepp ñëpp rep ñëpp rek ak i moo gem bi wi app si ñoom ñeju li top si ñoom di bi dégg baat si ñoom gëm-gëm bi comme collabo missionnaire comme collabo international bu leen visé te si code lañ ko laaj yeah ku bëgg doon dara day def dara soppi përëmu rim kara album bi day wër tubaab américain ba lingala rap bi daa xaram kon jàppal album bi di jullit ceddo laa ci maañ ceddo laa ci wine rifu du vidéo fenk lambi sow hip hop bi day ray aw ma si gang bu kenn lambi sow yéen ak may dégg nopp yi tëx waral ma rof taali si positoire afta di nga dégloo album bi bokk ci rusir ko at bu jàll même bu bum bu génnul ñu ngi bindaat ndax dëkku lëmb ñoo ko yónni homi soxla une date yàgg toog si banc de touche bi tax ñu xam fu faay bi nekkoon foog de jour
tuxu may dégg sinon ma dóor ci fay bi ne xel bu abîmé sa succès du job danga ko abîmé li nga dégg si taat moo la def dem si cabinet ñun dañu yéeg di wàcc te duñu muqi ñun boo ñu xoolee gis ñu Allah kenn duñu sukki ñun def ñu jomb ni play foot ñoo ngi nii clé shoot di nga xool te doo si mën dara comme tey ak kaa yi lay suul genre taral sa nu nara sirif m si du mën dara jaaroo si bii foo ma si biir nga xam ne yoon na la yàgg si départ bi ñu ngi si yàgg si départ bi ñu ngi si sa yàgg ko wante waaye musuñu xadi ba wante yàgg si départ bi ñu ngi si yàgg si départ bi ñu ngi si sa yàgg ko wante waaye musuñu xadi ba wante yàgg si départ bi ñu ngi si yàgg si départ bi ñu ngi si sa yàgg ko wante waaye musuñu xadi ba wante Ripu ay ne bolokel xam naa la da nga gaaw yu bàyyi li ngay def moo yóbbu maa ngi ñëw donc nga jot fii nga joué ñii rabaguñu ak Duma Sata mais dañuy ñëw ba pare ci ñii rabaguñu ku rabul foofu bon li may gis ni jox ma refrain bi rapidement après refrain wu ñii rabaguñu waaw ñii rabaguñ yes ñii rabaguñ bu ne game bi ni caxaguñ yes ñii rabaguñ ñii rabaguñ Paul Gembe ni caxagoon ne ko yàgg naa aj paar yi nekk bindikat laaxu ak baar yi di ma gindikat maa di moxtaar yi li ma indikat maa di jëmmikat maa la gën a xaat ne ko sip naa tous les syndicats rabu law bay gune ren di paa ku fi ñor di ci na seeni paa kéel king bi rek la syndicat ñan ñoo rabagul ci Gembe gars yi rabaguñu dañoo rabagul wala dañoo rabatul wala lan la non xam nga tey duma ne rabatul parce que ñii rab ñu ngi fi ba tey ok mais li gars yi di wane du ma ne nag lépp baaxul. waaw mais lu si bëri 70% 75% mën na gën a kawul parce que rapkat yee ngi fii ñi gars yi di wax souvent da ngay toog di gisee nit ñu toog ne noonu sa waaye dafa su ma gisee yenn gars yi di glorifier yenn gars yi bi dafa kawe dafa dof gars yi gisoo son bi man damay toog man est-ce que problème amul tam nga déglu ko ne mais lii nii gars yi ngandal groupe mais attends y a un problème donc ma ne bu dee loolu mooy rab gars yi rabaguñu parce que xam naa ne loolu mënul génn fii te effectivement loolu génnul fii ba tey ay mort ne la 1 mois 2 mois 3 mois décès 1 mois 2 mois 3 mois décès 1 an 2 ans 1 mois 2 mois 3 mois décès ñooñu bu ñu nekkoon ay jigéen dëkk bi day raaf parce que dëkk bi yëpp ay génn àdduna fa dëkk bi du am beneen génération dëkk boobu kenn du fa xaar de future foofu du am future parce que xale yëpp dee nañ 3 mois xale bi décédé jur na ëmb na ngeen nañ xëy nañ décédé ñi rabul quoi waaw dëkk bi yëpp am armère lay doon bu ñu ko tegoon si axe parce que ay mor na génn na fi preuve en est que ma tegal la dara léegi majeure partie si artistes yi defatuñu son snap la ñuy def son affaire yi tuddatul son la snap la rek snap c'est-à-dire non comprendre snap la da ngay def refrain snap pour gel yi di ko mën a snap en fait. ah ok dañuy def son après pour show yi mën ko jëlaat. son bi yëpp day focus si snap bi. bu son bi nekkul son bu bounce bu gars yi mën a snap nii snap def si contenu bu kenn xamul li ngeen rap lan la def refrain bu gars yi mënul snap. kenn du la consommer. donc du ñoom ñooy contrôler public bi mais public bee leen di contrôler foofu la problème bi ne. mooy que un artiste yow yaa war a def li sa public di topp. mais nekkul sa public bi ngay liggéeyal yow yaay liggéey sa public bi fekki la. si li ngay def. Rifu la faute à qui pour yow. non la faute à nous tous. ñan. nous tous xam nga tey dafa am loo xamante ne tey bu mu tijji woon sama place jox la nga may gardeel ñu sàcc fa la faute à qui pourtant wut naa gardien. waaw yow mi ma fa teg la faute c'est yow la quoi du man parce que man fay naa la dem tëddil faute bi si yow la donc premier erreur ak faute bi Pape Galsen du benn rapport du benn mélomane faute bi animateur yi la. et non si première chose pas ñëpp de généraliser wu ma la. waaw mais ci nan. xam nga pour lan. parce que am nañ lu baax di wane lu bon. ñun dañu tijji suñu magasin dénk leen attends rek dañoo tijji suñu magasin dénk leen. ñoom ñuy wane li ñu bëgg a wane. ñuy wane lu ñu bëgg a wane. waaw li bon xam nga ma expliquer la fu problème bi commencé. waaw gis nga animateur bu complexé rek
musique bu dëkk bi yàqu na ma jox la exemple. jigéen bu yàqoo àdduna yàqu na. jigéen su bonee génération bon góor mën na bon jigéen baax génération am chance jigéen bu yàqoo génération yàqu animateurs yi bu ñu animateurs yi bu ñu doon tegu ci siraatal mustaqim ak rappeurs yi di leen wax dëgg. di teg real shit yi on the TV ak on the radio. sama waa ji kon hip hop bi day weesu fii muy première chose. kon yow parce que yéen yéenay toog ci rajo yi yéenay toog ci télé yi yéen am chaîne Instagram yi yéen yor chaîne YouTube yi. donc boo ñëwee tey Rifu indil la son bu baax ne la am mu ngi nii yow nga préféré teg MC Diakhato nga préféré ko léegi MC Naajo nekk si dëkk boobu nekk rappeur boo xam ne ñëpp xam nañ ko mu tudd MC Naajo. léegi nga complexe MC Naajo boobu ba lu mu génnee pour yow baax na. mais Rifu li ngay wax dafa am ay animateurs yoo jot. non man du ma ciblé mais boo ciblé wul da ngay généraliser. non dama koy généraliser non dama koy seexlu. man du ma ciblé damay xeeb le niveau de tudd nit quoi xam nga man nag suis dans un monde bu xaw a. en fait c'est que boo man nangu naa li nga wax mais boo waxee day mel ni da ngay généraliser boo tuddul nit rek da ngay généraliser. xam nga tey généraliser weesuwul si je te dis 90% des animateurs sont comme ça. 90%. waaw yow Rifu yow jël nga respect la bi ma am si yow sax mais 98. 90. barki Cheikh Ibrahim. waaw léegi loolu pour Paco 2 ans ñu ngi may topp Bac Sarr ngi toog. Eva mu ngi nële sama ménager mu ngi nële jéego ngi nii 2 ans 3 ans ñu ngi may toppee plateau télé yu ma demul yow dama am respect si yow. dama lay suivre sa émission daara ji dama ko suivre. dawuma télé dawuma rajo man maay télé maay rajo maay concert parce que li may def maa ngi siy bég wallahi azim de ku si yàlla dimbale ba nga ñam Rifu li waa ji doon wax si campagne bi ñam leen. c'est kii. président boobu kii naan sarax leen ma ngeen ñam ku ñam Rifu doo ñamaat keneen lool mënul nekk xam nga mais bu dee brouillard bi dafa bëri gars yi valoriser déchet bi gars yi dañ naan déchet bii la mais li gën a dóob loolu mu ngi si suuf gis nga booy yi ngay waaj a jël nii sa plateau wala booy jàll ay mérito ak booy yi waaj a ñëw am na yeneen booy yu mel ne ñoom yoo xam ne seen talent mën na tukkil àdduna te kenn xamul leen parce que amuñu accès si rajo bi amuñu accès si télé bi amuñu accès si chaîne Instagram bi te rapport yi duñ ko wax parce que hate la dañuy soxor mais est-ce que yaa ngi may comprendre. bañ di la daloon dal leen ñoom. non mais loolu la man actuellement je travaille maa ngi préparé sama relève mu ngi tudd Kopa sama petit frère la mu ngi tudd Kopa. 7 ans laa ko tëj musul def son. kon après mun nañ ne Rifu après day bàyyi ko. non mais li may def nii c'est pas pour Sénégal wallahi azim je disais ça à mes frères téyel image bu baax nga garde ko c'est pas pour Sénégal déggoo ma de. ak maa la dégg. parce que fii gars yi xamuñu li ñu bëgg ñoom yow soo xamee loo bëgg nga dem fi ñu la valoriser nga dund foofu. mais je te dis il y a plus de 1500 artistes sénégalais yuy vivre à l'étranger. xam naa ci dara de. te bëggatuñu ñëw si dëkk bi. wallaay xam naa ci dara li nga moo topp si Morgan Heritage si kullu reggae man si àdduna bi Meta ngi dëkk je pense Dakar fii xaw ma Medina mais Meta ci ay stade lay joué ay Youssou Ndour dañ ko joué ay première partie Meta bi mu ñëwee Grand Théâtre jaayul 12 billets 12 tickets. jaayul 12 tickets barki Cheikh Ibrahim Lachel Meta bi mu jógee bi mu wàccee aéroport ak tubaab yi mu àndal. presse bi ko topp. doole bi mu indaale bitim réew États-Unis ñëw wàcc Sénégal daal si hôtel yu luxe bi Meta tëggee Grand Théâtre jaayul 12 billets. il est le meilleur artiste africain si côté reggae le meilleur parmi les meilleurs xoolul kullu rappeur kullu woykat Sénégal Meta xoolu la. problème la li ngay wax noonu problème la. donc loolu la. Rifu damay ñëw feneen Rifu bokkoon nga ci waa Y'en a marre. ñu gis ne Rifu génn na ci waa Y'en a marre ndax Rifu dafa am problème ak waa Y'en a marre moo tax mu génn Y'en a marre wala dafa jékki-jékki nii rek am envie génn nii rek dem yoonam. non man moom bu ma bëggee si mbir ba bokkatuma si nekkul damay. c'est que dëggu bi ma la xamee yow munoo jékki-jékki nii génn nii. parce que da nga am envie génn nii dem sa yoon quoi. loolu munul nekk sax loolu munul nekk na ma bokk si mbir. loolu am dund si ay jàpp police ak dund si ay liif ak dund si ay marche ak jiite dem def ay son si ay compilation Y'en a marre voyager un peu partout ak ñoom ba noppi di xëy di bàyyi nii loolu c'est pas possible. loolu munul nekk am na lu ma fa dund lu tax ma retiré wu. lu métti. lu comme lan par exemple mun nga ñu si yox. jaru ko benn wala ñaar bu ma tàkkee du ma fay.
barke Cheikh Ibrahim bu ma tàkkee du ma fay je risque de génn fii état bi yónnee gendarmerie ñu fekk parce que ak information yi may wax donc loolu jaralu ma ko man fils unique la sama yaay dama kaa bëgg loolu waaye ma génne ma dem sama yaay toog rek parce que am na yoo xam ne su ma ko naree wax si télé bi tey gars man début mais am na Macky Sall bi muy ñëw QG ñun la fa fekk si noe dir bi la bokkoon man maa def track 6 si compilation Y'en a marre bi dootoo ñu mooy leçon bi tudd son bi dàq si compilation bi cat ba cat maag ñoom depuis Y'en a marre di dugg bus di fay 2500 ba ni Y'en a marre amee avion waaw sama waa ji lan moo taxoon ma dugg fa mais lu tax yenn scènes yi doo ci joué. non mais loolu scène yenn structures yi ay Africulture affaire demee noonu. dañ ma invité wu da nga jot a gaay wala. déet. ñoo leen def wala. dañ ma invité man lu may def man dew ma fenn. Mbarada Kaasay sama xarit su ma nekk répétition géej samay copain toog mbaxalu Saalum. namm sama yaay seeti ko namm son dugg studio def son génne fréquenté wu ma benn rappeur. mes amis sont là dégluwuñu sax musique. man kan laay sonal si studio am di ko déranger ba ñuy coow yu xuloo ñu bañ a invité il faut amul léegi amul gars yi mën nañ la xool nii nga naqari leen ñu bañ la invité loolu dafay am aussi y a une chose boo xam ne te bu dee boo nekkul fii su gars yi doo jouer su seenu gars yi boo nekkul fii su gars yi day am kay mais du ma ne sax day am mais loolu moo am clash ma kenn nag par expérience laa waxee aussi ku ko jëlee clash tamit yow la concerné na ko gars yi jël clash sax man loolu ma gënal ma xool after lu ñuy def ñoom donc mais clash ma kenn su ma bëggoon clash kenn damay tudd tur man amul lu may ragal loolu la ma Sénégal xamee aw ma xeer lu may ragal xeer ragul ma xeer mais boo doon si fii su gars yi doo jouer si seenu gars yi loolu moo tax rappeur talent yu bëri judduwuñ dañuy juddu deeam parce que amuñu possibilité yéeg si scène yi amuñu possibilité feeñ si télé yi amuñu possibilité feeñ si rajo yi amuñu possibilité voyager bi ñuy exporté da ngay jékki-jékki gars yi ne la dañuy tëggi musique Sénégal à Paris yóbbu ay déchets c'est pas musique Sénégal à Paris c'est déchets Sénégal à Paris les artistes qui méritent ça en fait les artistes qui méritent ça du artistes yi ngeen yóbbu Paco gis nga lenn am na soit da ngay ragal rifu ñeeme bàmmeel képp bu dee xam nga xëy na da nga yóbbaale ay clim ak congélateur ci bàmmeel mais man de yóbbuma clim man yóbbuma clim bàmmeel yóbbuma congélateur bàmmeel man si lu xat lañ may dugal këpp ma suuf gars yi ñoom Rone ak Bac Sarr gars yi pare dellu jooy léegi du ma fen ndax su ma waxee nit offensé ko wala gaañ ko tem gaañ na rifu dafa bëri coow duñ ko invité si plateau ku 1 an invité wuñ ma si plateau ba ni may am nii 106 ans war naa fi toogaat di ragal nit ndax du may invité si plateau wala concert bu ñu tëggee wul si air bi rek laa joué wul joué naa lépp joué naa ko tous les concerts tout joué naa fu ne si àll bi fu ne te dugal nañ ma si néeg dugal ma si néeg boo xam ne bi ma tëddee ginaar gee doon dóof sama kaw bopp bi dama jékki-jékki def ne sama loxo rek ginaar gi naaw nekk si ay nen laa ko teg donc j'ai tout vu rifa ko lal da nga koy teg foofu ma am keneen ku ma songu man je l'ai connu yàgg na nag ba ma ko xam mais boobu booy la woon quoi xam nga mais jamono yi dama jékki-jékki dugg ci net bi nii rek gis benn vidéo freestyle quoi xool Instagram booy bi tegaat xam man bu ma gisee damay woote damay fexe ba am sa numéro man maa lay woo ne la booy li ngay def nice na xam affaire demee noonu tey dama ko invité ne ko da ngay ñëw wane la ma gis seeg vidéo bi laa bëgg nga ñëw wane fii parce que yow il faut que ñu wane la donc on l'appelle il se nomme tout simplement B.A. Yeah, BBC. Yeah, ñoo la gën a dangerous. B.A. Yeah, desel fépp duma colle sama tem amul cuune rey nga bi ok ma def nga sacrifice junne fu ne trax laay pour julli fexeel ba rukkoo ñu maan même sa baay day takkale càngaay dina la suul ak taatu neex ku ne mooma man fee temps fri la may leen di dee kex may ree kenn toko taal nu ma seen son yee bon magum kase jaay ma wecc la samay at this is drôle Bombay mais naa ko magum jëm yi doon nice ñu am nañu carré daas bi di bii di nga laaj li may laaj dem naa baay bi tagande te dem na nice doon nice ñu am nañu rapa joom biir ji di nga laaj li may laaj waaw dem naa baay bi tagande mala sut ma kama yëgul loo
doo bandi yeah ay kilomètre prime ci sama bopp doo bandi yeah fuck it boo ma jaay toog doo bandi yeah doo bandi biri double coow ñu nga ko mere mana jun naka maa ñëwul loo doo bandi yeah ay kilomètre prime ci sama bopp doo bandi yeah fuck it boo ma jaay toog doo bandi yeah doo bandi yeah biri double coow ñu nga ko mere dugu waagaan biri double coow ñu nga ko mere bu dee ci rek lii mu ne kaawoo beng beng jaay ko toxaraw dafa xam ne dina am taar bu ma jaay réew wax ma lu ci am sama takkandeer ci beneen level kutoo yu bëri sama xol direct genn gol bu ma titeel sama nangoo bàcc bañ lay ko ñu naan 6 et 9 ma may xam doog frag laa yéeg dafa yomb rek moo ma jafe mais bu ma foo day nice like sos du ma naan café Pante Rose dañuy balak ventre même chose ne ko wakanda tu ko ci caaro yi ala wada ko xanaa ne xamul bon tawul ngay dagg seen bopp ñoom ñëpp lay rey 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 bang mana sut maka ma yóbbu loo doo bandi ay kilomètre prime ci sama bopp doo bandi fokk boo ma jaay doo bandi doo bandi biri double coow ñu menen ko mere mana sut maka ma yóbbu loo doo bandi ay kilomètre prime ci sama bopp doo bandi fokk boo ma jaay doo bandi doo bandi biri double coow ñu menen ko mere ci era wala from Tivaouane Peulh Soka Bek from PA from Bié from Tivaouane Peulh. mais ma bàyyi la nga nuyoo rapidement xam nga voilà. waaw di nuyu Sénégal di nuyu waa Walf. di nuyu sama team BBZ BAT nuyu waa Tivaouane Peulh Soka Bek yëpp di nuyu Grand Rifo xam nga yàgg nañ ko suivre nekk ñu ay xale ci game bi. dëgg la gis nañ lu nice lay def ci game bi. waaw respect for life. ci loo toll en ce moment ci jamono bi lan ngay préparer dans l'avenir. bien mi ngi def projet mi ngi en jéegiraay. yaa ngi jég waaw dégg naa léegi kii bi muy commencé. projet bi Takkandeer Maxi la tudd. Takkandeer mixtape boobu dama taamu Maxi bi xam nga Takkandeer mixtape gars yi nañ ko xaar 1er janvier 2022 bi lay génn. xam nga di wax ne boson musique bu nekk musique da ngeen ko xaar. même mbalax bu kii bi sax non ba mu des mbalax. ba mu des mbalax du musique. yeew amul problème lan ngay tàggatoowee ci plateau hip hop sans vie. waaw xanaa ñu freestyle. da nga bëgg freestyle. di rapport yi taloo la tal woo dépense wàcce sama bopp yàlla dama aaj laaj ko lu muy laajee dama aay ma laaj laay maa ne ma dama craya sama technique la ñu dëkk di njoof bul fukk ñu tegal leen benn if you really know to flow waaw aw ma buzz def ma son taatu neen bind deg si di mooy gëmoo ñi lay geet ñu doon kaasal bu jigéen bi def bu góor jigéen bi Game of Thrones kan mooy jën sunu ñu jàppee nu seetaankat yi VA la wala respect Paco. donc BA représente Tivaouane Peulh donc te ngeen ko bu baax a baax nii la hip hop sans visa nii la de passage di bëggee ñi nga xam ne nii ñu ngi ci réseaux sociaux yi surtout ci page Facebook Walfadjri di leen bëggee bu wér a wér Alsaan maa ngi lay bëggee bu wér Rifu dafa am benn son boobu dama ko déglu balaa ngaa jouer son boobu ñaari son yi il faut que tamit nga wax ma ndax réalité la wala fiction te son boobu sax dafa am lu mu àndal léegi li mu àndal dañ koy njëkk a indi régie bu fekkee baax na ngeen indil ma élément bi témoignage bi ñu seetaan ko après ñu doog a ñëw témoignage waa bismillah Serifo yàgguma ko xam lool dama fekk ci benn tournage man damay def théâtre mu fekk ma ci ku ñuy wax Cheikh Ndiaye mu ngi nekk golf ci cité yi noonu bi mu ñëwee mu ne dama bëgg a tourner benn clip mais dama soxla benn maire léegi Cheikh Ndiaye ne ko maire mu ne ko am ne ko mais yéegal ci kaw am na ñu ñëw pour photo wu pour war a génne seen théâtre nga seet ko la ci neex Chérifou bi mu ñëwee mu yem ci man mu tànn ma sama benn doom bi ma yóbbu foofu ku tudd Edmond Bass mu ne ma maman Néné Joséphine kaay nga wuyu ma ne kan laay wuyu mu ne ma ñii ma ñëw ma ne ko ñii ma fa ma leen a xam ñu may woo ñii luñ may doyee mu ne ma jàmm ak salaam rek la yow dangaa gaaw a tiit ma ne ko jamono ñu toll dangay ragal ndax ragalay tax ngay moytu ma ñëw nuyoog ñoom mu ne ma maman man maa la soxla
rappeur laa dama war a tourner benn clip mais dama la gis ma sentir la nga may niru sama yaay moo tax ma tànn la pour ma mën a am li ma bëgg ci clip bi yaa ma koy jox ma ne ko bu dee loolu rek yàlla na ci yàlla def jàmm. ndeysaan tournage ba jot mu sonn ci lool ñu jëla ma taxi fii yóbbu ma fee nu mu tuddee maris ma tourné ñu joxaat ma xaalis bu bëri jëlalaat ma taxi ma ñibbi moo tax dama fay jaare sax ma gërëmaale tamit Cheikh Ndiaye ndax bu loog lekkee olom na ko gërëmee cooy ndax bu dul woon moom duma ko xam bi ma ko xamee ba léegi nag mbaax laa xam ci moom li ma gën a marqué ci moom nag mooy jeune la bu am talent bu bëgg li muy def clip bi nag marqué ma mu ne clip bu yaay ndekete woo amul benn yaay bu bëgg a jur doom ju bon ndeke doom day dem ba xam ne bu ma defee lu baaxul maa ngi tooñ sama yaay mu jël clip bi day saan ba ma dafa bu ma àndee ñëw kër ga sama wujju bi sonal ko ne ko sa ndey li mu liggéey ci kër gi moom ngay añee nii ndeke boobu sama wujju bi mooy liggéey sama doom ji Chérifo ci clip bi mu nekk mandikat ma jur ci mandikat bi ma nangu xam ne lii yàlla moo ma ko teg dañuy jooy ba yàgg mu lëng ma di jooy mu ne ma yaay liggéeyoo sama kër baay di tax ma war a mel nii butéel bi moom ma ko yóbbee waaye man maay am jom bàyyi butéel bi ndax ma mën laa teral Chérifo rëcc ma foofu ñu benn xale daw cinéma Chérifo de am na ku lab ca géej ba ma ne ko lab mu ne waaw ma daw bay wàcc ci montagne géeju corniche bi fii amoo sis ma seen ay xale góor ci benn taax foofu ma ñaay ñëw ne leen ndax gis leen benn xale bu góor bu romb fii kooku ne ma am na ku fi romb sànq waaye de mu nga ca ndox ma dafa lab ma ne ko nu mu mel mu ne ma dafa wax xees xam nga yaay rek ma daal di jaaxle daal di daw jubal ci biir ndox mi fekk Chérifo tàllee ko ne ñaret man ndeyam ma lëng daanu ak moom ci biir ndox mi ma diri mu génn nga xam ne bu ndey di dee sax day naan samay doom ndey tal te tukki te tala dee Chérifo ne ma yaay dinaa la teral damay am jom ma dellu fa ma yaree woon ma defaroo ndax ma defar jeunesse bi bëgg a yàq seen bopp bu kenn yàqu ndax ñun dañoo am sas ci suñuy waajur ndax doom ju fi dëng nga yàqal sa yaay addunaam ndax xam ngeen ne yaay yaa ngi woy ak goitre ak i cardiaque ak i malaise ndax doom waaye ba mu waxee loolu maa jooy ba samay rongañ génn ndax dama xam ne kii am na jom comme kii bu ko yàlla dimbalee dina ma yor mais ñaan nag bépp doom ci àdduna nañu mel ni Chérifo ñu génn ci seen yaay génn ci seen baay papa nag day am fukki taaw yaay mooy jur taaw mooy jur caat comme nga ca gàllaama Chérifo nga ca gàllaama doomu Sénégal nga gàllaama doomu yaay yi ndax moom yaay yi la wëyal yaay yi la ci génne façade jom yokkaat ko ci ndaw yi comme ndaw yi nañu ànd ak Chérifo rek am jom. Chérifo doomu jullit la mu jullitee mu jël buteelu sàngara teg ko ci seen teg ko ci tànkam di ko diri di dem ci biir ndox mi lii ma marqué nag ci tournage bi. duna bi rek doom dafa war a baax pour noppal waajuram doom dafa war a am jom pour dimbali waajuram ñun dañ leen soxla ci société bi ndax ëllëg yéen a fii nekk te ñun dañoo soxla yàlla jàppale leen dàggale na ak seen noonu képp ku jógati pour def doomu aadama lu bon ba yàq doomu jàmbur yàlla bul àgg ca fañee yàqee yàlla yàq ba nga yàqi doomu jàmbur mu dellu ci sa kaw bu mu dem ci sa doom ndax doom ji doomu ñëpp la ndax kenn xamul ku lay jëriñ sa morom ëllëg maa bëgg doomu ñëpp ndax ñëpp samay doom lañu man Néné Gomis Kadiane mi di sama doom ak sama yeneen doom yi ma jural gi ma jurul ak ñi ma jural yàlla da ngeen barkeel su may tàggatoo dama koy wax Chérifo yow sama doom fi nga teg sa tànk baax nag fi nga teg sa baaraam gën a la góorgóorlu rek danga ciy génn dara du la téye waaxul dama laa yónni te soxla nga indi ndam bépp doom nag yal na ngeen am doom ci àdduna bépp jigéen bu sonn ci doom yal na ko doom teral ndiggam doom rek la ñu yaakaar kon nag maa ngi leen di gërëm yéen ñu ñëw ba sama kër Walfadjri moom Walfadjri la rek ndax moom moo fi nekkal ñëpp ku nëbbu te def lu baax te sonn ci amu ko la dimbali Walfadjri bu yegsee mu dimbal la génn la ci ay waay Walfadjri guddal fan yàgg fi may leen ñu nag ñoom émission Ndiago Plateau man Néné Gomis dama ko faa soxla
merci. c'est émouvant. franchement. man yàgg naa dem def ay ITV mais ITV bi rifu dama lay bàyyi nga commenter quoi pour dëgg neex yàlla parce que man déjà pour ñu woon tourner lii ñu ñëpp a tuur xewal keroog caméraman yeeg ñëpp pour dëgg neex yàlla te sax am na loo xam ne nii xam naa dañ ko dindi waaye bu ñu ko continuer woon gëm naa ne émission bi fii la yem. bisimilah waaw day difficile sax pour ma wax si maire bi lu mu wax parce que maire bi d'abord elle a tout dit. je dis que message la boo xam ne waxuma si émission mais Walf daf ko war di teg à chaque fois parce que lii rek réconfort la si jeune bi si jeunesse bi réconfort la si jeunesse su Sénégal. comme ni ma ko waxee Pago man benn doomu góor laa. Pago dañuy ñun doom yi dañuy xaslu suñu yaay yi ñun doom yi dañuy saagalu suñu yaay yi ñun doom yi dañuy yepplu suñu yaay yi. nit ki da nga juddoo fi nga war a juddoo yoroo fi nga war a yaree màggee fi nga war a màggee. nga bon sa bonu bopp. soit nga tux yàmba ba yàqu si wala nga naan sàngar ba yàqu si wala ngay sàcc ba yàqu si wala ngay def leneen ba yàqu si ñu naan liggéeyu ndey jala gis nañ fi ay bandi yu jur ay milliardaires gis nañ fi ay imam yu jur ay doom ay góor jigéen dégg nga de gis nañ fi ay nit yu baax a baax yu jur ay doom yoo xam ne koñ bi kenn bëggu leen jur pourtant yaay ju baax la ñu yor wala baay ju baax gis nañ fi aussi jigéen bu oyof sër jigéen bu ñëpp na ko bon de jur doom joo xam ne jàkka ji du ko raw donc ñun ñoo war a dimbale suñu yaay parce que ndeyama ko liggéey si contexte boobu la ko Sénégal yi teg fa la alors que du foofu fii su baaxee sa ndey ko liggéey su bonee sa ndey liggéeyu ko su baaxee sa ndeyama ko liggéey laay la sa yaay ko xaar si kër gi sa yaay ko fa liggéey amaan na balaa ngaa màgg sa yaay tas na ba dem sa yaay ak ñeneen lan la fa sa yaay liggéey ñi seen yaay bàyyi ñu ëmb 2 mois seen kër papa lan la fa te seen yaay liggéey nga judd màggee sa kër baay wala nga màggee sa kër yaay lan la fa sa yaay liggéey wërsëg liggéeyu ndey mu ngi feeñ si doom boo nekkee si tolof Paco boo nekkee si tolof yow kese nga toog wéet wala tolof bu mag mu nar la arrivé wala nit war la rey wala nit war la jàmm wala nga réerle wala nga toog wéet wala nga sëngeem liggéeyu ndey ñëw génnee la si liggéeyu ndey feeñul si am feeñul si alal feeñul si dafa tekki ñu delluwaat ci hypocrisie bi ma doon wax sànq ci musique bi nekkul ci musique bi rek dafa feeñ ci Sénégal yépp fii soo amee sa yaay moo baax soo amul sa yaay baaxul boo tekkee sa yaay moo baax bu njëkk ba bu ngeen ñàkkee ci koñ yéenay dëmm yi ñun état jeune am nañ suñ koñ kër gu ñu doon wooyee kër dëmm yi parce que dañoo sonnoon rek garabu guy moo nekk ci kër gi bu suñ bal duggaan ci kër gi duñ fa dem dañ naan kër dëmm yi la te maire bi dafa ñàkkoon ak ay doomam ak jëkkëram guddi lañ daan togg parce que dañuy yalwaani ba guddi ñu am lu ñu togg bu waa koñ ba toogee ay minuit dégg maire bi di dëbb ñu ne dafa am kum jàpp di yàlla bu mu def diwlin nag ba rosi problème am na ku ne génnee sa cuuraay muur say doom laa ilaha illallah ña ngay rosi fekk dañoo sonn heure boobu la ñu mënoon lekk heure boobu la ñu mënoon lekk fii ay milliardaire tey ay millionnaire tey boo leen laajee seen début ñu ne la suñ kër dañ doon taxe sama yaay dëmm barki Cheikh Ibrahim ñu ne la dañ doon taxe sama yaay dëmm wala dañ ñoo doon wax kër dëmm yi d'accord na gars yi xoolal réalité wu Sénégal c'est pas un problème de musique wala dara Sénégalais si boppam moo faux foog ñuy xalaat bàmmeel de temps en temps foog ñuy xalaat dee de temps en temps foog ñuy xalaat génn àdduna de temps en temps foog ñuy dem ci cimetière yi di taxaw di gis ñuy sang foog ñuy dugg ci armère yi di gis ñi ñuy denc foog ñuy dugg ci hôpital yi di gis ñi amee cancer phase finale foog ñuy dugg di xool ñi sonn ñi pour nga mën a gëm yàlla suñu borom mën a wax dëgg tant que dëgg doxul ci dëkk dara du dox commencé wul ci musique bi ci population bi la commencé ci population bi la commencé Youssoufa dafa wax lu am solo mu ne je préfère un athée qui se comporte comme un musulman qu'un musulman qui se comporte comme un salaud. Souvent yéeféer yi gën ñu jikko ñun
jullit bi gën a bon jikko yi faire bi c'est ça le problème en fait et que c'est ça le Sénégal boo ñàkkee doomu dëmm nga dañ ko waxta dee boo ñàkkee doomu dëmm nga ñun am naa koñ bu ma dëkk Kaolack du ma wax turu koñ ndax léegi loolu jug na fa mais bu njëkk ba bi ñu nekkee booy koñ boobu doo fa romb dañ naan dëkk boobu mooy dëkku dëmm yi parce que Cheikh Ibrahim ñi may seetaan Kaolack xam nañ lu may wax koñ boobu koñu dëmm yi la buñ fa mayoon sa papa 10 000 hectares du ko fa laal ba nii déedéet mais léegi xam nga mu ngi dañ nànk-nànk ok parce que fa la ñu ñàkkoon dëkk boo dëkkaan sax si kër Zeng ñu ne kër dëmm yaa ngoog ñun heureusement man si kër Zeng laa yaroo parce que ñun dañoo pauvre mais kenn daaw ñu wax kër dëmm yi parce que sama yaay da doon liggéey banque gaa si baraak lañ dëkkoon mais sama yaay elle travaille à la banque après la paa bi tax mu bàyyi banque bi ñëw toogaat gàll di jaay ay sidde Mali ay njàmpe ay diwtiir ay ndoxum lingom ay yooyu bagage yooyu moo tax tabu ñu woon kër dëmm suñu kër amoon na garab bu ngand bu sama yaay liggéey yul woon banque ñu chaque vendredi bu demee banque ñu jox ko xaalis yooyu ñuy paqueté booy di rang mu leen di jox ko ñu nit ci kër dëmm yi la ñuy bokk non mais si non mais loolu la donc nañu dimbale suñu yaay yi da nga ko fay teg nga ñëw may déjà maman Gomis maa ngi koy béggee di ko remercier bu baax nga may ko moom yaay sa doom moo bon bismillah après nga may ñu teg vidéo après nga may ñu non mara waaw non vidéo bi après moom la ñuy kii bismillah ah donc après nga may ñu non mara ñëwal maa ngi koy may sama morom yëpp di ñaan ngeen génn si li ngeen def bu ñu xasloo suñu waajur yi buñ tax ñu saaga suñu yaay suñu pap buñ tax ñu saaga suñu famille buñ saagaloo suñu waajur yi kenn lu waay nekk si lu bon génn si sa yàlla tax génn si nga dimbali si sa yaay dimbali si sa pap yee maa ngi koy may sama yaay yaayu Arona maa ngi koy may sama yaay yaayu Bac Sarr yaayu Mayram yaayu Farsal yaayu Gorgui yaayu Baar yurul la ku bon lu tax ma tollu fii tey yurul la ku ñàkk jom lu tax ma juddu tollu fii topp bànneex bakkan bi lar na mama tey nga am ndam sangara sooy na baay yaay boy tey di nga am ndam jox naa ko xaalis me teewul bu ñu bëree mu daan ma takkuma chaînam jeng tànk yi def na ma jàmm bu tey bi xañ na ma lépp fépp xañ na ma jàmm bis bu ne mu jàpp ma dóor xanaa ma rek la mën sa juni jël la décision bu dekki aw bale yaay jël la décision bu dee may tàng rusi kër gi jël la décision mama jël la décision demuloo fu bon mu ma gis ko naw deful loolu bon mu ma xam ko naw waxul loolu bon mu ma dégg naw ma juddu doon sa doom di def lu bon nga gis ko naw bu tey bi du ma ko jëlee yow yaa ki gën si man yaa ki gën si man yaa gën si man yaay booy yaa gën si man yaa gën si man ma motivation you're my ma def education def tey ma dama rejuvenation dam indi good def achievement liggéeyu ndey bi du añu doom sa doom a bon
sa doom ma bon mais du si yow sa doom ma bon mais du si yow sa doom ma bon mais du si yow jox ma noo maara ñëwal jox ma noo maara naan noo maara pose boobu noo maara ok GS Production. Come. Them dog when you throw it, you gonna run. Drop it, yeah, you gonna go. He never gave me the fire, but on the killer keep it shine like a diamond. Palestine, nigga, no friend. Palestine, nigga, we free. Tell what you drop with the buy, I'll come be another vision with a big deal. I just put out in nigga. Man, what my love, my jazz is in my file and jugger. Pucci, I'm on money, I'm banana. waxal ñëpp a yàgg a piège mu ngi jéggi lépp nekk real friend wala amigo loo fi jaay xam na bëri ko si ku neex tax na mératu liñ ko yàgg a tàngal tax may rëpp no time dañu lose no time dañu lose ñu ngi job def back ci game bi indi harmony way up mais la maa di same yow càngiri mi ni dóob ci bàcc saar bi di gang sa mene xamal leen rap yi si nobody wanna see us together My was some gymnastics, Hawaii. Yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Come on, we go fight, yes, we go fight, hey, believe we go fight, fight for our right. Corner, some shit never echo. I'm back, finger bug on my egg, rest in peace if you bug on my head. Fuck Sarabel, bigger come black head. Yes, I'm back, keep come back. When you kill, you go up, but I'm back, yeah, come back. Tamba, man for the last one on a bonda. Fuck shit, go on a nigga money. They eat, go on a nigga tell it. Don't cheat, they wanna go for bodies. The confirmation, me what a nigga tell it. What we do, you touch and love it. Nigga in school, you touch and love it. Dictative, nigga, I'm the jamming. You sound like a Algeria, I'll jam it. No can, Tamu if I'm cook. Hey, it's a club if I'm cook. It's a clan, maybe I'm dude. On the mic, and I'm dead. Good motion, you're paradise. You're paradise. Nobody wanna see us together. Come on, yes, I got to. Nobody wanna see us together, but it don't matter. We gon' fight, yes, we gon' fight. Believe we gon' fight. Fight for our right to love you. We gon' fight, believe we gon' fight. We gon' fight, believe we gon' fight. soxla mais xaw ma ndax mu ngi foofu quoi mu ngi bokk ci BBGG. kasu. mel ni moom featuring nga ko blende la. non bi may wax rek su affaire Baye. affaire Baye wax nga ci way nga ci Baye Niass. waaw boobu Baye ba am na rek. boobu laa bëgg nga. non Baye boobu. non Rifu ñëwal ci loolu. non il faut nga laal boobu tuuti quoi. Rifu laalal tuuti ci Baye Niass tuuti. est-ce que. après ñu ñëwaat wuy ma yu man dama laa xam des fois dama naan la yu lii nga def lee yaa koy tey da ngay ñam tuuti ba gars yi ne foofu la après nga delluwaat ko après nañ dellu si waat son bi il faut mu may gars yi Baye Niass bi quoi. ci kon bu refrain bi duggee ñu arrêté. waaw d'accord amul problème bu fekkee du ma daw. parce que dafa am son bu important bu mu bëgg ñu pressé. waaw acca ñëw bu brand new bu doy waar. léegi boobu moom nga. boo xam ne sa télé laa ko njëkk a joué incha allah. waaw tey pareegul nag. waa ñëwal. bismillah. come on. Soldadu Baye nange. Oh.
Barhama ibn Abdullah, Abdullah, Abdullah. Barhama ibn Abdullah, Abdullah, Abdullah. Nyasi every day, you sound every day. Everywhere, anywhere, you sound to kill you day. Barhama ibn Abdullah, Abdullah, Abdullah. Manuel ibn Abdullah, Abdullah, Abdullah. Nyasi, you may not have. non waay déedéet non. non Pago xam nga pour lan ma dagu son. lu nga dagu ko. Pago dama bëgg Sénégal yëpp di dugg ñu déglu son. non oui ma bul toog. lu ma la bàyyi nga toog jox ma number 1. number 1. bismillah. ku bëgg a gis concert u Rifu. boo seetaanul émission bi doo gaaw a gis de parce que sa waay daa am lu muy pare quoi. mais yu ñëw day laxatu. bu dee ba noppi mënta tàgge waate man sama neem si xol yi du grave lañ koy tàgge waate rapport bu free doon bandi soxlawul garde waate gis nga KL King ku toj ba ak si sama garde na wàcce on est là bu ñoo di kay sa ndax toome la bro le ton est là droit tëgul King bi tone la bul gis ne gone la ma gis sa neem si tap la gome la real shit ma gonde la forever me like Mandela lyricalement dox leen gaajal seen calment dox leen man sama game moom sama game benn kenn yéen ñoo ma nokk leen gën a jëm ma combat ba nga rombaat fi de ñor na fi combat man ak yéen di fi combat ba nga songaat di nga dëgg seen baat man foog seen click loo jaay ma jënd ko man ñi seen buzz mu seen bëri ko yegg seen kaw lu ngeen tàng ñu jëri ko c'est waa àll bi ma can't tell the jant be fighting forever you ever me I'm the number uno forever set now set the jant to do fight forever you ever me I'm the number uno forever East Coast I be got to be there forever you ever me I'm the number uno forever two more forever I'm the number uno forever two more Wako got plenty, sama yoon got any laa ko wekk brand bi di fly waa baat plenty sama gat ci crème bi man may baat si scène bi indi move indi groove nara fuck système bi doon back si ten bi def gat ci wen bi history bi bigi ak pat ci hen bi one shot si clan bi ay at ci game bi jooju bul bëre nañ tekku plenty mission bi nañ ko yeggali waay ñu jàpp taw a bàyyi ne fa ñu yeggali waay fansi yéen a tàmbali waay instant ñu woo paat ñu àndali waay mission bi nañ ko yeggali waay ñu jàpp taw a bàyyi ne fa ñu yeggali waay fansi yéen a tàmbali waay instant ñu woo paat ñu àndali waay ma tendal le janti mi fay forever you ever me I'm the number uno forever set now set the jump to do forever you ever me I'm the number uno forever East Coast I need not to be forever you ever me I'm the number uno forever okay forever I'm the number uno forever okay forever I'm the number uno forever I'm the number uno forever. I'm the number uno forever. DJ Yusa. Real nice. mais you balaa sa waay di def benn noppalu bu ndaw loo ko may parce que yow da ngay may gars yi ay affaire quoi ay cadeau rapidement ñëwal may ko jox ko cadeau bi bismillah moom ku fi ñëw dafa am lu mu lay may quoi aji you jox ko li nga ko may mu dégg ko si son Rifu la si son ok lii da la koy may quoi déglu mu may la cadeau moom lay may quoi ñëwal bismillah yàgg si tooxa yës ba taxaw si siru bi
ku doon jeeb yegg garage drip du siiru fii takkal sa cuus footing album bi bambu neel isiru si fa tabarakallah prod by siru yi lay def de moom fi ñëw il faut mu may la jox fa mu may la cadeau quoi mais Rifou rapidement ci yaay sa doom moo bon ku ko dund dafa am ku ko dund wala déedéet yaay sa doom moo bon mooy wala c'était juste pour lancer waaw comme yaay du ku ko dund bon dama wax en général souvent nit ñun dinañ saagaloo suñu yaay xas leen ñu naan sa yaay alors que yaay bi sëy na ba sonn en fait ñun ñooy problème bi quoi moo tax son bi tudd boo dégloo si outro bi maa ngi naan liggéeyu ndey bii du añu doom sa dooma bon mais du si yow yaay que ne man maa bon si vidéo bi man maa naan sàngara maa yàq parce que aussi xam nga ñun lu ñu dugg ma ëpp quoi waaw dama am excès d'alcool si affaire bi ba mu mujj ma yàq sama vie yàq ma mujj noonu benn braco benn sulaar wujju comme le maire nee na wax sama wujju yaay bi di xas sama yaay ndax man ma jël décision si ni ma mandee noonu xamal sama yaay ne ko kenn du la saagaate ndax man waaw kenn du la xasete ndax man kenn du la jànneete wax la lu bon ndax man parce que bu dee man rek moo tax ma naan butéel bi ma ne butéel bi du ma ko jënd ak yow xam nga yaay ki gën si man yaa gën si man dëgg la waaw donc tey Rifou buñ la doon décrire en un mot rappeur ou bien hitmaker lu tax parce que si man rappeur tey dafay def du fa mu nekk fa suba mu def mu nekk fa ginnaaw suba mu def du fa ne defaat du fa ne def mu nekk fa def du fa ne chaque jour yaa nga fa non loolu force la parce que Ibrahim bu ma la tegaloon samay son reggae di nga am lu la bett trop waaw reggae de moom xamee woon ko waaye dama si mën lu doy waar ay Pago ñun duñu ay rappeur ay jinnel lañ parce que Ibrahim je parle pas xam nga fii da ngay wax sa bopp télé am ta gars yi ne bëri looy vanté wu la yàlla maye da nga koy wax ça dafa leer mais Rifou la yàlla maye te da nga ko koy santé Rifou Sénégal ci jamono yële génn na ci ay tolof ay problème manifestation yi fii donc ba mu am sax ay ndaw yi ci ñàkk seen bakkan di jaalewaat seen wéjur yi donc en ce moment tamit beneen question damay dugalaat beneen question mooy que loolu yow sa point de vue laa soxla foofu tamit bëgg naa xam Sénégal metti na dëgg la metti na torop côté boo laal gaa yaa ngi yuuxu mais man damay dem parfois Kaolack mais dama naan mais Kaolack parfois je me demande est-ce que tamit autorités yi dëkk foofu ñoom lan moo tax ñu koy bàyyi muy mel noonu te duñ ko defar quoi man Kaolack dëkk bu ma neex la Rifou dëkk bu ma neex la mais yow en tant que nga dëkk Kaolack nekk artiste noo koy dundee ak ban xalaat nga ci am ma njëkk la répondre ban bii ma Kaolack bi wala ñëwal Kaolack bi doog a ñëw Sénégal wala bàyyil ma njëkkee bële mu jee Kaolack aca ñëwal bële dama naan dëgg bi rek moo tax dëkk bi mel ni mu yàqu ñàkk wax dëgg bi mooy plateau bi yëpp Pago gis nga ñi war a wax dëgg état bi suñu waxoon dëgg état bi dëkk bi kenn du décédé kenn du dee si ëmët yu ñàkk fayda yi ay tiire bal si bopp ay ray kii génn oto mbëgg ko marche déedéet mais ñi war a wax dëgg état bi waxuñ dëgg état bi dëkk bi président bi moo jiite mais am na ñu jiite président bi
ñi war a wax suñu waxee rek dëkk bi day tegu si siraatal mustaqim. ñan ñoo war a wax. non mais Sidi Lamine yàlla na ko yàlla xare àjjana. suñu sëriñ boobu ñu ne taalibe Cheikh Ibrahim lañ suñu sëriñ la. Sidi Lamine bi mu nekkee fii mais moom danaan wax. waaw c'est pas que sëriñ yi kese war a wax de même télé yi dañu war a wax. pour lan ko am lu la naqari Sénégal Walf ngay ñëw. pour lan ko am lu la métti si Walf ngay ñëw pour lan ko am lu la déranger si Walfadjri nga ñëw. parce que Walf fi nekkal askan bi. bu doon à chaque fois nit ñi dañuy am lu leen métti. te bu ñëwee Walf kenn du ko fi jooyee kenn du ko wax ça veut dire que du ñëwati Walf mais Walf dafi nekk place su sëriñ mooy bu sëriñ yi bañee wax Walf da daan wax. Sidi Lamine da daan diriger presse bu gën a mag Sénégal aussi nekk guide religieux ba noppi comment dirais-je da di wax lu àq si liggéeyam wax lu àqam weesuwul. Sidi Lamine bu dëkk bi xewlee mu wàcc si struit bi xam nga te la ma waral loolu parce que Sidi il a des millions de gens yu suivre Walf donc moom am na part de responsabilité si dëkk bi buy tàkk. bëgg na quitte avec sa conscience bëgg na quitte avec yàlla mi ñu sàkk xamal ko que ne bi ma nekkee dunya defoon naa li ma war. te si ñoom patron de presse yi des ku si deful lu la war boo deyee si bàmmeel yàlla chivaay la. parce que sëriñ yeggul si bàmmeel. donc ñoom ñi yer presse bi yëpp ku si nekk am nga wàll si dëkk bi su Macky naree jàdd parce que attention aussi il faut pas que gars yi di blâmer président à chaque fois. Macky nit la. dégg naa si ay wax ne Abdou Diouf dem na bay wàcc dëkk bi ne musuma woon xam ne Sénégal dañ ci meew ay juróom di ko def si muus di ko jaay donc président kese mënul diriger dëkk bi amaan na lii xew lu bëri si dëkk bi Macky Sall il n'est pas au courant. man j'aime pas wax si Macky lu médiocre mais mën naa wax lu métti si ñi ko wër parce que ñi ko wër aussi dañu am intérêt wu yeggal président bi li dëkk bi di dund. Macky mënul nekk Touba nekk Tivaouane nekk Ndiassane nekk si marché bi nekk si brigade nekk si àll bi mënul nekk bërëb yooyu yëpp en un moment mënul ne. Macky dafa am équipe bu ay ministre ay député ay liggéeykat ay directeur entreprise yoo xamante ne nii seen droit mooy ñu yeggale président bi li dëkk bi di dund. Macky nit la kese Macky wala bi muy judd dafa indaale kii indaalewul dara. ñun nag ñoom la même vie la même yaay même papa même tund c'est lui le président. yàllaa ko fi teg mu nekk nit tànk loxo nopp bakkan baat ba gémmiñ comme ñun tànk loxo nopp bakkan baat ba gémmiñ indaalewul xeer ñun indaalewuñu xeer. donc Macky mën na juum foog Sénégalais yi di ko xamee noonu Macky Sall mën na juum parce que nit la mais bu juumee ñi ko wër nañ ko saraxte yàlla tax ñu wastu seen diggante ak seen borom mooy ñu ne président que lii gisee wuñu ko woon noonu. mais malheureusement état bi chaque état bi toog ak staff bi muy indaale duñ doon ay staffam ay géeyoom la ñuy doon yaa baax yaa gore mu ngi dëkk bi kenn jooyul parce que yow jooyoo normalement yow yaa ngi ay milliards sa compte banque munoo jooy fu la neex dem say doom fu leen neex dem fu la neex fajoo say doom fu leen neex fajoo munoo jooy dëkk bi munul métti si yow parce que wàccoo fi dëkk bi fi muy fi souffrance bi nekk yow yeggoo foofu ñii dee fi ñu nekk yow yeggoo foofu. ñiñ tëj fi ñu dugg yow duggoo foofu xool. condition de détention yi prisonniers yi nekkee si biir kaso bi duggoo si hôpital yi yow duggoo si àll bi yow xamoo li bas peuple bi di dund donc munoo wax président bi lan moo xew si dëkk bi donc Macky Sall mën na bañ a nekk au courant. mais nag bu si boolee pas-pas mën na nekk au courant de tout ce qui se passe. ñëwal ci Kaolack. waaw rapidement. Kaolack moom lenn rek laay ñaan Macky. Macky nga koy ñaan. waaw parce que dëkk bu toll na Kaolack amul maire loolu dama koy rusa wax. ah. Kaolack amuñu maire. ba léegi dégguma la. ma nekk dëkk bu toll na Kaolack. waaw amuñu maire dafa métti. bi suñu maire bi wàccee ba tey amuñu maire. mairie bi dañ koy tëj noonu. loolu Sénégal xamuñu ne Kaolack amul maire ba tey. ba nii ngay wax nii ba tey Kaolack ma ne amuñu maire. budget bi dañ koy teg foofu si mairie bi ba déwén ñu jëlaat budget bi delloo Kaolack amul maire. mais li ngay wax nii lan la. lu leer laa la wax bu dee ki fa gars yi di wax Mariama Sarr du maire. lu mu doon moom. du dara c'est zéro. 0 plus 0 égale Mariama Sarr parce que elle est moom si boppam zéro la zéro. Kaolack musuñu am maire bu nekk zéro ba yegg si Mariama Sarr mooy zéro. mooy nga ne 0 plus 0 plus 0 0 0 égale Mariama Sarr c'est 0. mais pour lan loolu. non mais parce que c'est 0. man sama bopp damay toog di laajte pour lan mais pour lan boobu xaw ma pour lan la
pour lan mooy zéro. mais yéen artistes yi la voix des sans voix bu ngeen toogee naan zéro mais ñeneen ñi fu ñu. est-ce que Mariama non mais attends mais man dama monsieur Mariama Sarr mu ngi si erreur bu rëy. parce que chef lii c'est du jamais vu. musuma gis Kaolack non Mariama Sarr dafa def loolu dafa doy waar. Kaolack ñu ngi nelaw. Kaolack ñu ngi nelaw est-ce que xam nga ne 99,99% de la population kaolackoise xamee wuñu Mariama Sarr. mu ne. barki waay man taaliba bàyyi laa barki Cheikh Ibrahim laa la waatal 99,99% de la population kaolackoise xamee wuñu Mariama Sarr. dafa dëkkul wala dafa fa la dëkk mais dëkku fa. luy loolu. parce que du fa ñëw. mairie bi Mariama Sarr bu duggee biir mairie Kaolack dañ koy wan biiroom. mais Mariama Sarr. bu ñëwee mu jaawale biir mais moom dëkkul biir Kaolack. parce que du fa ñëw waaye mooy biir Kaolack la dëkk si kaw tali bi la dëkk. waaw. kaniwoo bi wër këram. waaw yoo ya fa ne dañuy entraîner ndax tilim. salle de musculation baa ngi si biir canal bi nekk buntu kër Mariama Sarr salle de musculation bi yooyu di entraîner mu ngi buntu kër Mariama Sarr. léegi solution bi lan la. duma ne na fa jug parce que dafay jug. wóor na bàyyi Mariama Sarr Macky Sall su bëggee combat bu mag am Kaolack. na fa jéem a tegaat Mariama Sarr. jugu Mariama Sarr force la. jugu Mariama Sarr force la. par force. Mariama Sarr munul boo ko joxee paaka munul tijji madd nii dagg madd Mariama Sarr munul tijji madd. Mariama Sarr munul ndax c'est que man li ma bëgg a comprendre. non mais attends quoi. ndax Rifu. Mariama Sarr munul tijji madd. non attends man li ma bëgg a xam mooy. ndax Rifu dafa joteeg Mariama Sarr dafa lu la metti wala lan la. xam ngay joteel. Mariama Sarr c'est zéro. liggéeyam laa war a xam man j'ai pas besoin de xam Mariama Sarr nii. liggéeyam laa war a xam Mariama Sarr liggéeyul Kaolack dara. barki Cheikh Ibrahim lu dul dajale ay femmes si mairie bi di leen corrompre si xaalis tuuti femme parce que nag ku nay la attention. ay femmes nga wax non du dajale ay femmes déedéet parce que dafa nay. ñaari maire ñetti maire si mairie bi jox leen xaalis du dajale. xam nga Ablaye Diack moo nekkoon premier maire Kaolack Ablaye Diack liggéey na ba wàcc. li mu am si trondoo Kaolack ëpp na 1000 parce que bureau daaw ko tëj da koy tijji ku ñëw mu dimbale la. si sa Mariama Sarr ëppalu ko trondoo tamit. te xamoo ko. boo déggee bennam rek woo ma fii. boo mësee dégg ku tuddee Mariama Sarr benn trondoo benn woo ma bu dul ñim àndal te gëm naa ne ñim àndal gisuñu seen bopp si Mariama Sarr déggoo ma de. ak Kamala dégg. déedéet déggoo ma ba tey ma ne ñi mu àndal seen bopp gisuñu seen bopp si Mariama Sarr. gisuñu seen bopp si Mariama Sarr. tey boo amoon appel booy lancé looy la wax loo ciy wax. nañ ko wàcceel kaamil. pour mu jug. wala mu waaw. kon yow nice quoi yéen nice quoi. lan mooy na biñ nice day tey dañu doyal. Mariama Sarr ak ay waay Kaolack ay waay. le comédien là Ousmane Noël. Ousmane Noël sama dëkk bi Kaolack. Kaolack. léegi fu da ngay lancer benn appel booy lancer. Kaolack dafa am ay ndaanaan. barki alquranul karim yu mën a diriger Kaolack teg ko ci siraatal mustaqim. le Sénégal a besoin d'un jeune. et je suis pas sonkiste j'ai pas peur de dire ça en direct à la télé. man mës nga ma gis ci marque ay Sonko. mu c'est pas sonkiste. bu ma neexoon mën naa ko téye sama bopp. sa dëkk la am nga droit. donc mais. xam nga yenn yi soo koy wax il pense que tu es Ousmane Sonko. barki Cheikh Ibrahim bi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira ànduma ak Ousmane Sonko. mais je le respecte. parce que il est jeune. le monde a besoin. kii dirige àdduna bi nekk jeune. Kaolack a besoin des jeunes. on a plus de 50 000 jeunes yoo xamante ne nii. Kaolack ren la ñuy soog a def apparition bi dama kontaan ay vrai liggéeykat. yoo xam ne ñu ngi si suul bi Kaolack. ni jeunesse su Kaolack bi jël devant bi xool li ñu soxla ci mairie bi. nañ fa jëlee Mariama Sarr. nañu jëlee ñi nga xam ne ils font que tilimal deru Kaolack Ousmane Noël ay Mariama Sarr ñoo xamante ne nii amuñ lu ñu yokkal Kaolack. c'est des gens yoo xamante ne dañuy yàq deru Kaolack. Kaolack dëkku yàlla la. dëkk bu am baatin la. dëkk bu am ñaan la. dëkk bu wàllu yàlla yëpp Sénégal jaar Kaolack la. Kaolack suufu xam-xam la suufu barkel la. Alaaji Abdoulaye Maulana Cheikh Ibrahim Alaaji Ahmed Hamid Kane sëñ Bassirou Mbacke Serigne Touba maam Alaaji Malick tout
ñëpp jaar nañ Kaolack Kaolack mooy xolu Sénégal Paco xanaa xamoo loolu amul fu nit di dem si àdduna bi te doo romb Kaolack existé wul Kaolack mooy xol boo gisee may waxee xol nii loolu la. parce que Macky Sall daf ñu sacrifier si jox ñu maire bu mauvaise bu mel ne Mariama Sarr. wallahi azim. defe naa ne message bi jàll na de. nañ ko wàcceel kaamil na Mariama jug Kaolack. Macky Sall on n'a pas besoin de Mariama Sarr su bëggee ñàkk Kaolack rek Macky Sall su bëggee ñàkk Kaolack. na sampat Mariama Sarr au devant de la scène. parce que day perte. sa last word lu muy nekk ci émission Hip Hop sans visa. du dara lu dul di la sant yow d'abord. donc di la gërëm di la féliciter. émission bi am na respect am na liggéey am na temps. donc te bàyyi nga ma développé. donc te rëccuwuma wul lu ma fi ñëwee benn yoon. man nag borom xaal laa su may wax damay tàkk mooy tax souvent sama gars yi dañ may tere télé. bugguma di ñëw télé bugguma di ñëw rajo. parce que su may wax damay tàng. mën naa wax lu juum. mën naa wax dara ma exagéré si ma juum. maa ngi jéggaluñ képp ku ma mën a offensé même bu dee fan su Mariama Sarr nga wala part maa ngi lay jéggalu. mais jàppal na dama wax li nekk sama xol sans tricherie. te waxuma li ma arrangé man dama wax li ñu arrangé nous tous. su ma waxee si musique bi tam loo xam ne dérangé na kenn. maa ngi jéggalu xamal ne waxuma li la arrangé yow waxuma li ma arrangé man damaa wax li ñu arrangé li arrangé musique sénégalaise bi. en quelque sorte donc maa ngi jéggalu d'abord ñëpp ñuy seetaan. message bi nii kese la mënoon demee ci siraatal mustaqim lañ koy teg sama émission yëpp nag nii la. ñëwuma Walf moo tax ma waxee nii sama émission yëpp yi ma mës a def ki dugg YouTube. télé yi ma mës a dem yëpp nii laa waxee. parce que nii laa mel. du ma fen du ma triant du ma tox yamba naanuma sàngara bugguma xaalisu jàmbur aw ma jotu jàmbur. mais bu ma toogee loo ma laaj dama koy wax te yàlla tax parce que dañ ma koy laajaat ba mel. j'ai pas un problème personnel ak Mariama Sarr musuma ko am. musuma am problème personnel ak benn autorité Kaolack quoi musuma ko am. mais ambassadeur laa su ma dëkk su ma ko nekkul it bokk naa si artistes yi dëkk Kaolack yi Sénégal gën a xam laa wax. bu nekkul man. bu nekkul man nii bokk naa si benn artiste bu Sénégal gën a xam bu dëkk Kaolack. donc sama droit. mooy sama région bu ma soxla ma taxaw ma ne leen maa ngi nii te incha allah ren élection locale yi dinañ xeex ba fi ñu suñu xeexukaay yem parce que am na ñeneen ñu ma dégg ne. dañuy soxlawaat mairie bi te ñun la ak ñoom si kàttanu yàlla. nga tekk foofu donc Rifou balaa ngay kon ne remercier ñi nga àndal ak sa staff di leen remercier di remercier Eva. non Eva man aw ma fayam quoi fa dëgg neex yàlla Eva. si moom laay mujjee sax. waaw Eva man daal naa la bàyyi ak yàlla rek parce que yow moom di la ñaanal chaque fois day kii xam nga ak sama xarit bu bees bi nekk sa staff bi bëgguma tudd turam parce que bëggul may tudd turam. homme de tenue. waaw homme de tenue bàyyi ma woowee ko homme de tenue. donc di remercier bu baax a baax donc équipe hip hop sans visa bi yëpp ah. donc Mballo maa ngi lay remercier bu baax Mballo ay ñoom Pierre ah Pape Modou Faye Pape Modou Fall Amdi Aliou Balde caméraman yi ah donc Cheikh Ndaw di remercier tamit bu baax a baax Khady Mbaye ah waaw Serigne Aliou Keita ma nga ca régie bi di ko gërëm di ko sant Serigne Aliou Keita bu baax a baax ah donc di sant di gërëm Saliou Bey maa ngi lay sant di la gërëm ah donc à la réalisation di bëggee donc Modou Bitey ak Oustaz Assane Diouf ñi nga xam ne ñooy coordonné émission Hip Hop sans visa ak grand Cheikh Tidiane Ndiaye régie ah Bintou Fall Khady Mbaye Ndiasse monteur yi waa service commercial ñoom Jim Mohamed Babalune Ousin Deko Aziz nekk côté régie ba léegi ak sama xarit sama frère DJ Yu ak Momo donc sant ñëpp ñoo nga xam ne nii dañ ciy jàpp staff bi waaw staff bi maa ngi sa staff maa ngi sant ñëpp man tam sama gars yi ma àndal rungaas dëgg na rungaas rek wax naa ñëpp maa ngi sant aussi sama koñ sa koñ golf waa place ba di jox nuyoo bi ci mu wàcc ba suuf maa ngi sant waa police golf waa fan police golf police bi ci boppam waaw waa police bi boppam maa ngi sant sama frère boo xam ne man ak moom ñoo doon rabandoo léegi policier la mu ngi tëdd Baar anamo Jibril Baar mu ngi police golf maa ngi bëggee aussi sama adjudant maa ngi sant aussi sama adjudant ñaa adjudant ñaa bu police golf maa ngi sant aussi sama xarit Jeeju donc di sant aussi Maas sama xarit boobu ak police golf daal Maas Jeeju
ñëpp di teg nuyoo bi si loxo Jibril Ba. waaw Rifu sama xarit boobu dem bokk sa staff mu nekk policier sama xarit bi. waaw moom nu mu sant. Arba la tudd. Arba maa ngay bëggee di la ziar. arab la tudd arab. waaw aussi mention spéciale ak sama ménager El Hadj Diego nga xam ne man ak moom mën naa ne sama début carrière yëpp moom laa ko liggéeyal mu ngi fii tey. donc joobatuñ ñii chaque jour di nekk. parce que maintenant je travaille avec Eva. et Diego moo sori. moo fi nekkatul dem nañ ba joob xajatul suñu diggante. et il est devenu mon grand frère. sama mag la léegi liggéey booleetuñu Eva la ma liggéey booleel. ndeysaan Eva. aka gaaw a jooy Eva la ma liggéey booleel li nga wax ni sax mën na koo jooy. mais El Hadj c'est un frère. dëgg la donc di souhaiter waale happy birthday sama doomu ndey. si télé bi laa koy waxee sama doomu ndey. sama xaritu guro sama kol ñàpp. sama kol ñàpp. waaw loolu tamit mooy lan Rifu loolu kenn xamul lan la tamit de. donc mu ngi tudd. Bac Sarr. waaw rakko Ahmed Sarr. rakko Aris. donc maa ngi sant Bac. di ko ñaanal si télé bi. remercier woo maire Gomis. xaaral rek ma ñëw. yàlla guddal fanam. kan Bac Sarr. yàlla guddal fanam. amiin yàlla ko yàlla may wér gu yaram. amiin yàlla texeel Bac. yàlla mucc si pexe noonu. yàlla ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla def yàlla. pareel ma Baye Niass bu foofu. yàlla doon yonent bi Bac yàlla na doon lépp lu baax lu yàlla di may nit si àdduna. ay Bac am yàllaahumma amiin. xam nga pour lan j'avais un ami bu doyoon waar si man bu nekkoon Casamance bu tudd Arona Thioune. ci àdduna musuma gis ne dinaa doxaat ba tasante ku jege kooku. waaw léegi yow kooku xanaa policier la yow. kooku semeur la Rhône. mu ngi dëkk Kafountine mu ngi liggéey banque bu Kafountine. bi ma gisee Bac Sarr xam nga pour lan may wax si Bac. waaw bi may ñëw golf dama bàyyi woon rap mosoo yëg ne bàyyi naa rap. non mosoo ko yëg. Bac non seulement daf ma delloo si waat si musique bi. mais dafa ma forcément réaliser ay projets yoo xam ne bu nekkul woon ak moom. projets yooyu du ma si yegg parce que bàyyi woon na. en fait sama doole la moom sama force la. yàlla na ko yàlla suturaal. suba mooy anniversaire am jeudi. yàlla nañ ko fekkee ay atti. bu fekkee da koy def ñun dañuy dem de. équipe bu hip hop sans visa bi yëpp dañuy dem. billaahi bëgg naa ngeen ñëw fa ñëpp laa yóbbu. bëgg naa ngeen ñëw fa. non man koy bu saa bëgg naa ngeen ñëw fa Bac dafa sori si man. bëgg naa ngeen ñëw fa sama rungaas bi tamit yàlla may leen jëkkër mayaram sonn nañ. ñoom ñaar ñi. Fatou Sow sonn nañ. waaye Rifu tamit. déedéet. indil soo bi. wol bi dañ ciy kaas damay kaas. non pour la du ma la bàyyi nga kaas ko fi de ñii samay xarit lañ bàyyi li ngay def. kon maa ngi joué la son bi. bi pareegul nag mais bon amagul mix et masterisation. Paco may naa la son bi One nation, hard collabo bros on the beat. La mi ñu gaynde carrière u imbécile. maa ngi ci kaw ngay largué ay missile. droite la si maag vampire lekk na MC. gàttu rappeur yaa gën a tijjeeku silence. bu dee rap bu baax ngay def soxlawul violence. ana rifu duñ ko dindi ndax rifu aay la si. yonan ci rap bi moom wàcc na xut bu kaay la si. carrière ci danger la jugee ni Pablo Escobar xalima jox lañ ma bindee ko gisee rifu Escobar man di si vibe bi rhyme time yi gars yi Escobar teg ko si drum yi cash out remember am salat yéen yaa nga nekk is ma taxaw West Coast munuma get li ngeen di def ba koy cons ak naa bari ku gën a kawe li ngeen di rap ma def naa daat ci rap te mu ma li ngeen di rap ma def may def daaj bu ma gaay di tëkku suñ ma tëkku mara suñ ma tëkku dama ko handle si mbedd mi li ma dekku ku ko dekku mara fokk dama dekku ma boot ay rap di rap musuma delloo fokkin avance Irak bal si baat wekku si laaw moo di gaat ku dem di gaat tu ndeyam bi mooy ay di gaat def tomb si iyi fas yéene daanu si déclenché bombe missile yi ñi bëgg a gaañu si soxlaa ma topp si signe pour nekk frama yi mami biiju ummi aja may magu faama bien jaxase rab bi may tàpp papa ci kàpp yi yokku jàpp bi nga àppati may ko bàpp ci table yi siw na pompe ci appel yi king bi liif na ci trouble yi mat na leer na ci carte yi keng bi yëngal na charte bi tuut tànk yi namp si samp gër yaa nga lànk si sànk yambar bu gaynde si toppe carrière kat ma si bon na diggéey ba mampe si produit briquet ci àll bi lëmbe kengi si xaane bi
di fekk desi ci àll bi moo tax biir lii de si ginnaaw fii de ko jàpp bi di red préfrisé ko même boo defee big étude du tax maîtriser ko Bilval jox ma quelques MC et puis c'est bon yàlla mi nu sàkk ñu dañoo sonn Lies on the beat. À la demande générale ñu ne ma tëjee Bagnès bi Fatou Sow may naa la ko taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim bu mag bi Fatou Sow may naa la son bi taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim Niassi maa ngi koy may sama xarit Aliou Ka Kapulo soldaaru Baye maa ngi koy may Ibnu Niang Medina Baye son bi maa ngi koy may bépp taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim maa ngi koy may Pape Diouf maa ngi koy may Pape Diouf maa ngi koy may góor gi Chéri Fatou sama xarit maa ngi koy may gaa yëpp El Hadj Diego Eva Rasoul maa ngi koy may ñëpp every day tout le monde every day ñu sant every day everywhere tout le monde anyway ñu sant ki ñu dee ñu sant ki ñu dee Barhama ibn Abdullah 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 Barhama ibn Abdullah 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 Niassi every day every day ñu sant every day everywhere Paco anywhere ñu sant ki ñu dee Paco Barhama ibn Abdullah 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 man way naa la ibn Abdullah 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 Niassi Barhama day Barhama way Barhama kosi Barhama ibn Abdullah Niass kumpa bay ba kosi you fly si pay you fly the way xadarul kursi you dem si géej you fay du raxas borom you aussi du woon bay Niass min ko kon ñu lab ci waylun moo ñu gindi xamal ñu yàlla moom moo tax ñu way ñun moo tax ñu wéebu jugee na London dellu way bu moom ma tal la fay du jeex si pay yàlla dox sa sëyru min kay lay ko jóge si yow mi dellu waxti yow mi Barhama ibn Abdullah demuñu fenn si wërgal la ñee di daw di daw di daw ba faaw Barhama ibn Abdullah Cheikhul Majaani Khalifatul Tijaani borom makaani borom zamaani nafsul katni mooy ki war alam bi xëy na Barhama wana Barhama lay ko am bi al mazahiru wal mutazahiru lay ko daw bi every day you sant every day Barhama Baye mooy Saloum Saloum bi everywhere anyway you sant ki ñu dee Saloum Saloum bi Barhama ibn Abdullah ibn Abdullah Abdullah man way naa la ibn Abdullah Abdullah Barhama Abdullah Niassi every day you sant every day tout le monde everywhere anyway you sant ki ñu dee ñu sant ki ñu dee Barhama ibn Abdullah 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 man way naa la ibn Abdullah Abdullah way naa la Abdullah Niassi ba tey mu daj naa soor fay lu muy wala ngaan dëggal na Babacar Thiam bay moo di Mamou Laan el ki jóge naa hoot ba kaw la nangaan moo aussi Barhama Gawsi ibn Abdullah teg seen presse bu ñu dem feesi yaaw ndax yaay ñëpp kenn du yaaw bis bu ne ñu ngay si kër di sallaw waay doo si fer ba yeeg jare ba fanaaw feeñu waay bi ñett la mutazahir bi kenn la borom kaw na bi faydu la xam si pay bi yokku la maxrifa lu ñuy dund la siru ruuhu gis mu xel bu naf si luñ la duñu la war nga ñu biñ xamul lay animé nga foog ñu daf ñu taalibe ku jeex si yow yoo si arrivé Cheikhul Majaani Baye dëggal na taalibe every day you sant every day everywhere anyway you sant ki ñu dee ñu sant ki ñu dee Barhama ibn Abdullah Abdullah Barhama ibn Abdullah
every day. You sant you every day. You sant you every day. You sant you sant you day. Abdullah, man way now Abdullah, Abdullah.